Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le jeudi 5 mars. Vous êtes bien dans votre émission Yeewu Leen. Mamadou Ndiaye sera là avec nous. Thioro et aussi Oussa Sassane ainsi que tonton Garmi pour magal ñu comme ni ko Baye di waxee tey nag pas de téléservice au programme mais juste sujet yi nga xamante ne moom lañ leen waajal plus beaucoup d'invités yuy ñëw sargal ay jigéen yi nga xamante ne dañoo bokk ci ñun. Ce sera tout à l'heure dans l'émission Yeewu Leen mais comme ni ñu koy defee tous les matins on va commencer en information mais cette fois-ci avec la revue des titres. ñu naan ci ànd ak Mamadou Ndiaye bonjour. Bonjour Bijou, bonjour chers téléspectateurs comme ni ñu koy defee je pense mën nañu am une journaux yi ñu ñëw ci li journaux yi xëy xam naa information bi benn lay doon ci li nga xamante ni mooy moo xew ni coronavirus bi mën nañ ko njëkkee ak observateur mi xëyee quarantaine au palais wax ministre yi nga xamante ni ñoo demoon fële ca France nga xamante ni fa lañ doon amalee lii di kii de l'agriculture salon de l'agriculture yi nga xamante ni Mbaye Ndiaye ñu ne Mahmoud Saleh Marème Badiane ñoom dañ leen isolé ministre ak ki nga xamante ne aussi ministre ñoom Samba Diobane Ka ak Moussa Baldé ñoom dañ leen confiné maanaam ñi nga xamante ni dañ leen actuellement tere fële ca palais de la République observateur ñëw na ci tey ak xëtam bu njëkk ak li nga xamante ne mooy tiis bi nga xam ne moo xew ci monde islam bi nga xamante ne mën nañ jàpp ne umma islamique bi yëpp mooy faatu ki nga xamante ni mooy marabu bi di marabu Baye Fall yi di ki nga xamante ni mooy Tilala Fall démb ci benn accident ki ko faatu ci yoonu Touba bi nga xamante ni moom ak soxnaam ak ki nga xamante ni moo nekkoon bëkk néegam observateur ñëw na ci ak ay xibaar yu gën a yaatu tey ci unom bu njëkk bi nga xamante ni mënuñ ci gën a jàpp mooy information bi nga xam ne moo lëmbee Sénégal actuellement ak coronavirus bi surtout yeneen ñaari nouveaux cas yi nga xamante ni seetlu nañ ko démb ci nga xamante ni benn communiqué bu ministère de la santé daal di génne yu nar a nekk ci fekk ji ki nga xamante ni mooy yeneen ñaari cas yi muy 4 cas donc Sénégal am na 4 cas de coronavirus. On continue cette revue des titres avec le journal Le Quotidien qui nous parle toujours de la propagation du coronavirus. Covid-19 dicte sa loi. Voilà loolu la muy mbirum coronavirus la toujours dans le même sillage loolu tax le quotidien xëy ci daal di ne Covid-19 muy coronavirus bi nga xamante ni actuellement mi ngi continuer di law ndànk-ndànk ci réew mi yan matuwaay la ci gouvernement bi jël ak yeneen ki nga xamante ni ñenn ñi nga xamante ni feebar bi dal na leen ki nga xamante ni aussi mooy ki mu njëkkoon dal ak jabaram daal def la ko mu nga xamante ni am na lu tollook 67 ans moom tamit feebar bi dafa daal di koy dal mu nar a nekk yeneen ñaari cas. yi nga xamante ni quotidien ñëw na ci ak gëstu bu yaatu ci li nga xamante ni moo xew actuellement fii ci Sénégal di coronavirus. On continue toujours avec le journal Enquête qui nous parle d'interdiction des événements pour cause de Covid-19, la fuite en avant. Oui, Enquête tey moom dafa ñëw ci xëtam bu njëkk ñëw ci événement religieux yi nga xamante ni moo fi xew actuellement ci weer wi nga xamante ni dajaloo dina boole ay nit yu bari ñu fas yéene dajaloo ci ay événements religieux loolu waral ñii di waa Enquête ñëw ci tey ak seen xët bu njëkk ñëw ci ak la fuite en avant maanaam yi nga xamante ne mooy événement yi nga xam ci la Sénégal dëgmal muy mën nañ ko wax bu ñu limee Porokhane beeg ak ziar général ak appel beeg li nga xamante ni mooy gàmmu Taïba yooyu noonu yëpp ay fidèles yu bari ñoo fa fas yéene daje loolu waral waa Enquête tey xëy xëtam bu njëkk daan ne la fuite en avant ngir xalaat bu baax nan la ñu war a mën a def ngir moytu lii di feebar bi di coronavirus. On continue toujours Mamadou Ndiaye la revue des titres. Toujours coronavirus dans Vox Populi qui nous dit situation du coronavirus au Sénégal 10 alertes 4 cas positifs 47 contacts identifiés. loolu waral waa Vox Populi ñëw dafa ñëw ci chiffres yeeg mbirum coronavirus bi ak ñi nga xamante ni aussi démb communiqué bi ñu génnee ci chiffres yi maanaam lu tollook fukki nit yi nga xamante ni dañ leen daal di ay fukki alerte ñeenti nit yi nga xamante mën nañ la wax dañ leen testé mu daal di positif ak 47 contacts yi nga xam ne identifié nañ leen maanaam daal di ràññee leen mën leen a xool saytu bu baax loolu waral Vox Populi ñëw ci tey ak xëtam bu njëkk ci mbirum coronavirus la comme ni ko titre yeneen journaux yëpp xëyee tey ci seen xët bu njëkk mbirum coronavirus beeg ak ni muy gën di lawee ndànk-ndànk ci biir réew xanaa di ñaan yàlla rek ñu musal ñu ci ñu yem ci ñeenti cas yi. On continue toujours la revue des titres. Même chose dans l'AS, propagation du coronavirus, les ministres confinés dans le pays. maanaam ñi demoon ca salon de l'agriculture ba amoon fële ca France te benn maire
foofu ci benn dëkk foofu ca France daal di xamaloon ne moom dafa am coronavirus loolu waral ñi nga xamante ni ñooy palais de la République beeg ak président de la République jël dogal daal di confiner maanaam denc teg ñi nga xamante ni yenn ministre la ñiy demoon foofu ci salon de l'agriculture ngir moytu gën a lawal li nga xam ne mooy feebaru coronavirus bi li ko waral mooy salon de l'agriculture ba ñu jógee fële ca France comme ni ko yeneen yéenekaay bi jógee Observateur rek Vox Populi ak Le Quotidien mbirum coronavirus la las xëyee tey ci xëtam bu njëkk indi ci ab gëstu bu yaatu. On continue, Mamadou Ndiaye, la revue des titres avec la Tribune qui nous parle de dossiers transmis au parquet. L'OFNAC met le procureur devant ses responsabilités. loolu mbirum OFNAC la ak li nga xamante ni aussi mbirum procureur de la République loolu waral waa Tribune ñëw ci tey xëtu mu njëkk moom dafa mën nañu wax ni génn ci mbirum coronavirus bi ñëw ci mbirum société beeg Sénégal li koy doxal waa OFNAC ñu ne ñoom dañoo teg lii di procureur de la République ci ay responsabilités am ñu ngi koy xaar ci loolu. On continue avec le journal Walf Quotidien qui nous parle lui aussi de l'épidémie Covid-19. Le virus bouscule tout. Voilà virus bii di coronavirus ak taxawaayam ak ni nga xamante ni mi ngi koy lawee ci réew mi loolu waral Walf Quotidien ñëw ci xëtt mu njëkk daal di ne le virus bouscule tout maanaam dafa changé li nga xamante ni mooy doxalinu réew meek président de la République dakkal ay voyage am wax ministre yi aussi ñu dakkal seeni voyage yenn déplacement yeeg yenn dajaloo yi nga xamante ni c'est inutile président de la République jël ci ab dogal daan ne yooyu yëpp mën nañ ko éviter li nga xamante ni mooy clean up day bi nga xam ne dafa waroon am ci le 7 bi dañ ko mujj renvoyé journée de la femme dañ ko mujj renvoyé loolu yëpp ngir fexe nu ñu mën a moytoo jàngoro bi nga xam ne dugg na Sénégal ba ñu compté ci ñeenti cas lépp mi ngi ci le quotidien di journal bi di Walf Quotidien mu tey xëy ci xëtam mu njëkk. On continue avec Le Soleil donc qui nous parle de lutte contre l'épidémie de pneumonie à coronavirus. Macky Sall veut une surveillance rigoureuse des frontières. voilà mbirum président de la République la ak feebar bi di coronavirus. Le Soleil ñëw ci ak surtout taxawaayu Sénégal ci frontières yeeg suñu ñi nga xamante ni aussi moo nekk au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne ñi nga xamante ni ñooy dugg ci réew mi président de la République jël ci dogal daan ne na surveillance bi gën a am doole li ko bu permettre li nga xamante ni aussi ñooy jóge bitim réew bu ñu ñëwee ñu testé leen bu baax a baax balaa ñoo dugg ci biim réew. Source A parle toujours de nous parle d'avant la démission du conseil d'administration de la SAR et le retrait de sa ligne de crédit de 163 milliards de francs CFA. Khadim Ba, Samuel ont été virés. waaw mbirum SAR la mooy société africaine de raffinage loolu la source a ñëwee tey ci xëtam mu njëkk lan moo waral coow li fa juddu woon ba nga xamante ne dafa am ñi ci tekki seen ndombal tànk wala ñu dàq leen muy Khadim Sarr ak Samuel ñi nga xamante ne aussi seen loxo takk na ci mbir mi waa source a ñëw tey indi ci ay leeral mi ngi ci boo leen ci bëggee xam am lu leer mi ngi ci yéenekaay bii di source a. On continue et on finit avec le journal Record qui nous dit après l'Italie et la France, l'Angleterre, Cissé a rencontré... Lys. Alors... Lys. Aliou Cissé moo nekk ci xëtu yéenekaay bii di Record ak ay joueurs yu bees ay joueurs yu bees yi nga xam ne ñu ngi leen di xaar ci tanière beeg match Sénégal bi nga xam ne ñu ngi koy xaar ci njeextalu weeru mois de mars bi Aliou Cissé di continuer li nga xam ne mooy tournée européenne actuellement gannaaw France ma ngay dem ca Angleterre fas yéene rencontré ñi nga xamante ni ay joueurs ñu njort ne dinañ ñëw rejoindre tanière bi ku ci mel ni Lys mi nga xamante ni am na taxawaay bu am solo fële ca Premier League mais surtout attaquant bu am solo la Aliou Cissé dem na ngir waxtaan ak moom wala fexe nu muy ñëwee fii ci équipe nationale bu Sénégal loolu nekk ci xëtu yéenekaay bii di Record ni nga xamante ni moo nekk premier quotidien sportif fii ci Sénégal. On continue en sport avec Stade qui titre 3e défaite en 4 matchs. Sadio secoue les Reds. jafe-jafe yi nga xamante ne Liverpool mi ngi koy dund actuellement ak surtout depuis ba Sadio Mané ñëwaatee ci groupe bi gannaaw blessure bi nga xam ne amoon na ko
trois défaites 4 matchs nuls maanaam ñetti défaites yi nga xam ne ak ñeenti match yi nga xamante ni aussi ci ñetti défaites ci ñeenti match yi nga xamante ni Liverpool am na ko ci jamono yi nga xam ni actuellement mi ngi ci ay mën nañ dund mi ngi dund ay jafe-jafe lépp mi ngi ci xëtu yéenekaay bii di Stades ak li nga xamante ni aussi moo intéressé Sénégalais yi nga xam ñoo nekk bitim réew mu ci mel ni ñoom kii di Idrissa Gana Gueye ak ki nga xam ne mooy Mbaye Niang ak surtout suñu lionceaux yi nga xam ni démb gagné nañu li nga xam ne mooy coupe arabe bi nga xam dañ leen ko invité woon fële ca Arabie Saoudite ñu daal di fay dem daal di jël trophée bi mu nekk lu am solo li nga xam ni ñii di lionceaux yi def nañ ko démb fële ca Arabie Saoudite. On finit avec Sunu Lamb qui nous dit après 2015, 2016 et 2016-2017, Balla Gaye 2 vers une 3e saison blanche. waaw loolu la Sunu Lamb ñëwee ci mbirum Balla Gaye 2 la ak jafe-jafe yi nga xamante ni mi ngi koy am ngir am beneen combat ñu ne boo moytuwul mu nar a nekk 3e saison bi nga xamante ni moom Balla Gaye dina ko dund ngir mu bañ a am benn combat ndaxte fi mbir yi kat fi mu ñëw dara taxawagul ci kanamam. loolu la Sunu Lamb ñëwee tey xëtam bu njëkk indi ci gëstu bu leer ci mbirum Balla Gaye ak saison bi nga xamante ne moom la jublu ci mu nekk saison bu ren bi dara jubloogul ci kanamam loolu la Sunu Lamb xëyee tey. mais moom xanaa mënul dem fële MMA. waaw loolu jar nañ ko conseiller loolu nag. mu dem ci MMA bi découvrir MMA. MMA daa mel ni am na solo de. MMA am na solo ndaxte gisoo yenn mbër yaa ngi ciy dem di ci góorgóorlu ci mel ne ñoom rëg gis nga ko. am ci ndam ak yaa ngi gis Bombardier bu yàggul dara la ci am na ndam amaat na yeneen combat yi nga xam ñu ngi ko koy proposé moom Bombardier sax bu lamb ji dox ndax dafay toll moment yi nga xamante ne xam naa du ma expert en lamb sax mais yëf affaire yi damay nu mu daan doxee dootu ko doxati donc promoteurs yi fii ak yenn yi nga xam ne jafe-jafe yi nga xam ne actuellement ñëpp xam nañ ni lamb mi ngi koy dund mais boo gisee ni toll nga ci sa doole te at yi du xaar mieux vaut bu fekkee dëggantaan sport de combat sa choix la mooy sa liggéey. nga dem laal MMA découvrir MMA bi. pourquoi pas dina permettre aussi ngay mën a pallier parfois yenn yi nga xamante ni mooy boo toogee def ay saison yi nga xam ne doo ko am nga mën a dem découvrir lii di MMA yi ndaxte mën nañu wax trois saisons. année blanche. loolu yombul ci koo xamante ni at yi du xaar. merci beaucoup Mamadou Ndiaye pour cette revue des titres Mamadou Mohamed Ndiaye dina ci dellu si ci revue de presse bi xam naa balaa ñu seetaan dégg na liñ ko wax ci kanam comme ni ma leen ko waxee woon tout à l'heure sujet yu bëri ñi ngi leen di xaar dinañ waxtaanee waat coronavirus bi nga xamante ne boo moytuwul psychose la nar a jur ci dëkk bi ñu wax leen juste yan précaution la ñu war a jël par rapport ak feebar bi la nga xamante ne dugg si na ci dëkk bi ba léegi am nañu fi 4 cas waxtaanee diine ak oustaz tonton Garmi def comme ni muy def chaque jeudi rek daal di rendre hommage kenn koo xamante ne ci ñun la bokkoon benn kilifa Coro dina ñëw ak patrimoine ñu gën a waxtaanee ak yow ci Covid 19 bi mais ce sera tout à l'heure après le clip du jour nga xamante ne Porokhane la ñuy daal di dellu àndandoog murit yi nga xamante ne ñi ngi ci màggalu Porokhane ba fi mu toll nii et puis ñu def public. si vous venez de nous rejoindre vous êtes bien dans votre émission Yeewu Leen clip du jour bi moo doon jàll ak la page publicitaire donc merci beaucoup à nos partenaires yi nga xamante ne depuis que Yeewu Leen et Yeewu Leen ñu ngi ciy jàpp merci à vous et comme je vous disais tout à l'heure il y a tout un programme qui vous attend tey si biir Yeewu Leen bi ak Coro dinañ waxtaane patrimoine mais cette fois-ci dañuy waxtaane plus ay nit que ay objet wala ay dëkk muy jigéenu ndeer yi ak Soxna Diarra Bousso. voilà bonjour Bijou maa ngi lay nuyu bu baax nuyu Mamadou ak tonton Garmi nuyu ñëpp ñi nga xamante ne itamit ñoom ñoo ñuy seetaan ni nga ko waxee tey dinañu waxtaanee dëkk bi nga xamante ne moom moo di Ndeer waxtaan donc dinañu permettre ñu mën waxtaane ñi nga xamante ni itamit ñoom ñoo di jigéen ña fa nekkoon te daanaka tur bi nga xamante ni tey dëkk bi am na ko un peu partout à travers le monde ñoom dañ ci am wàllu wu am solo xam ngeen ko ñi ngi jëm ci bés bi ñu jagleel jigéen ñi kon dinañu baax ñu waxtaane leen waaye itamit benn jigéen bi nga xamante ni moom moo am màggal tey màggalu Porokhane dinañu porox ndoolu ci loolu rek ngir waxtaane Soxna Diarra Bousso Diarratulaay. Ce sera tout à l'heure ak Coro dans patrimoine tonton Garmi aussi comme ni mu koy defee chaque jeudi dina daal di sargal benn góor ba nga xamante ne waxtaanee na feebar bu ñu jaaxal ñun ñëpp tonton Garmi muy coronavirus. jërëjëf Bijou Ndiaye maa ngi lay nuyu di nuyu bu baax Mamadou Ndiaye Papa Bale di ndokkeel sama xarit sama jigéen Coro Mbaar Ndiaye di am mbégte nag ak contentement jàkkaarloog mbokk téléspectateurs yëpp di leen ñaanal jàmm lu bëree bëri. tey daal ki ñu leen indil mooy góor gu baax gu ne Alaaji Ablaye Sow ca Sindia
mu joxe daal ñaan goo xam ne gile daf ko dikkal feeñu ko xam nga nag nitu yàlla yi ñoo mel noonu ne loolu daal buñ ci tënkoo macha allah li nga xam ne nii mooy feer boobu tabbi ci dëkk bi ñun ñëpp mën nañ ci mucc ba ñuy jungóor mucc ndax bu ñu muccee ñu wër mën nañu mucc te mucc na ñëpp bëgg moo tax daal tey ma indi leen Alaaji Ablaye Sow boobu Bijou Ndiaye ci kanam lay nekk tonton Garmi c'est très important su période yi jotee ñu jaaxle ñu am ay ñaan yi nga xamante ne war nañu ko mun a def pour mu mun ñu aar donc ci kanam dinañ ñëw xam naa ni ñaan gi moom ñëpp ko nar a déglu ak attention ndax fi mu toll nii loolu rek la ñu soxla Mamadou Ndiaye ci kanam di nga waxtaanee coronavirus bi waaye dafa am kilifa goo xamante ne moom moo fi génn àdduna démb ci benn accident tey journal yu bëri moom la ñu titré muy Tilala Fall nga xamante ne démb la def accident daal di génn àdduna ñu ci bëri di ko naqarlu nag boo dee xool ci réseaux sociaux yi tey journaux yu bëri xëy titré ko. waaw Bijou ñàkk nañu koo xam ne kii valeur la waaye dee kenn xamul lan la waaye maa ngi lay wax ne boo dee seet ni mbir moomu tëddee ku mu naqar yàlla na la raw. ñëpp ci am naqar bette na metti na te fi mu dal dafa dal ci ñoo xam ne ñëpp ñoo ko bokk xam naa ne di ci kanam tuuti sax xam naa ne bu ñu ci tàbbee dinañu wax ci histoire gam tuuti ndax moom dañu ko xam presque ñoo gimmanoo ci ñaari tali mun nañ ci dem sax kay parce que xam naa ni waaw. tey duñ fi waxtaanee beneen sujet wallaay avant ñuy wax ci moom di ko jaal suñu mbokk Baye Fall yëpp ndax ñoom ñëpp am nañ dëj tey xam nga boo seetee ñaari ñoo xam ne ñoo la seq benn bi shérif nga akkan bi ci des nga jël loolu jënde ko lépp taalibe jël maam Cheikh Ibrahima Fall def ko muy sa lépp ba pare nag mu liggéey ci yoon yi bi liggéey ci yoon yi xawee jafe ci la sëñ Abdourahmane Fall nekkoon ci yoon wi di ci bay waaram soo ko masaana fekk ci ñaari tali su masaana xewle da nga naan àddina moo tukki tey ci nit ñu baax ñoo xam ne ñu ñoo ko fay fekk si ci ñoo xam ne tamit ay taalibe la ñoo xam ne yiw lañu te baax am na ñoo xam ne ñi li mu defar ci ay doomu aadama kenn xamul nu mu toll ñëpp topp ci ginnaawam mu di leen woo ci diine boo ko masaana xool da ngay xool civilisation bi ak set gi moom nga njëkk a ràññee ci moom ba pare mu nekkoon koo xam ne kii ku fonk doomu aadama la du jànniwaati du wax lu ñaaw du ko def man mi ànd naa fa ak collectif bu mag boo xam ne bii sëñ Modou Mbacké Bara Dolly yàggul dara bi maa dem mi ngi may laaj doomam Baye Cheikh na ma ana dëgg Amadou Mbaye Gare ana Baye Cheikh nekkoon na ma seet si dama ko nam ndeysaan xam nga loolu ci woyof ci la mu dëgg ci la bokk bu yàggul ñu tuddee guddi gu mag Alaaji Lamine Naar Diop tafsir xayaar ñu ànd ak ñoomin bagandooy macha allah ñoom Mamadou Fall dan bu ñu ñëwee recevoir bi mu nu recevoir keroog kaddu yi man Amadou Mbaye Gare man maa ko jottali wax ju rafet lay wax ba pare am complice ak famem doom yi mu jur da nga naan muuk ñii ay morom lañu ñi ngir fonkeel baak roy bi ñu ko roy soo nee jàkk doom yi rek sa xel lay dem si dëgg sëñ Abdourahmane Fall Kilala ndeysaan ñàkk nañu koo xam ne kilé ñàkk nañ daal ku rëy ñàkk nañu ko mag bi ko ñëpp ku ko dégg rek sa fit dem na waaye nag yàlla moom kenn mënu xëccoo ak moom de dëgg la de moo yónni ki muy yónni te kooku mu yónni du dëpp su ñëwee li mu soxla daf koy jël te moom dee kenn mënu koo rey balaa jeex mu rey ñépp doog a dee xanaa dañu ñaan àpp sore waaye daal kii nu ñàkk addina yëpp ñoo ko metti lu moo tax war nañu seetaat oto yi révision ci oto yi war nañ koy seetaat vraiment parce que loolu tamit am na yoo xam tamit joué na ci man daal noonu daal laa gisee daal dëgg-dëgg bi suñu donc ñu koy jaal waa Sénégal yëpp rawatina Baye Fall yi comme ni nga ko waxee démb comme tonton Garmi li mu wax rek ñëpp am lu leen métti ñëpp am lu leen naqari da ngay gis réaction yi ni muy multiplier woo en dehors de journée yeeg ñëpp ni ñu ko titré Mamadou Ndiaye. waaw c'est une triste nouvelle ah démb biñ ko jotee ci bëccëg bi wax nañ ko sànq journaux yëpp ñëw nañ ci koo xamante ni kilifa diine la amoon taxawaay bu am solo surtout ci jeunesse bi. ndaxte boo gisee extrait yi nga xamante ni ñëpp ñu ngi koy dugal ci réseaux sociaux yi. dëggoom gi dafa daan fës.
mu ko doon wax di ñaax bu baax jeunesse bi ndax surtout fi Sénégal toll loolu nekk na lu am solo c'est une grosse perte di ko ñaanal yàlla xaare ko àjjana di ñaanal yàlla ki ñëpp ñi nga xamante ni njabootam la mu bàyyi leen fii yàlla may leen xolu muñ mais leneen li nga xamante ni di fàttali ci yoonu Touba bi la ndaxte ñu ngi ko nekk au niveau de Xombol foofu la accident bi amee moom mu nekkoon ci biir oto bi ak jabaram soxnaam ak kii di ki nga xamante ne aussi mooy bëkk néegam ñoom ñëpp ñàkk ci seen bakkan ci accident boobu mu nekk lu tiis mais li nga wax tamit lu am solo la toujours loolu dina permettre aussi ndaxte benn affaire bu amee rek dina permettre aussi ñuy gën di bàyyi xel ñi nga xamante ne mooy suñu oto yi nga xam moom la ñuy utiliser ku ci nekk di gën di bàyyi xel aussi ci yenn circonstances yi nga xamante ni aussi yii toujours ay défaillance technique la te défaillance technique nag war nañ ko gën di xool di bàyyi xel yi nga xamante ne mooy oto yi ñuy permettre ñun ñuy déplacer wu en tout cas di ko ñaanal yàlla di jaale ñi nga xamante ne mooy umma islamique bi ndaxte Sénégal yëpp a perte ndaxte au moment bi nga xamante ni dañuy soxla suñu nit diine yi ñu gën di fasal seen ñaan ci moment boobu la génn àddina jafe-jafe yi nga xam ne actuellement ñu ngi koy dund ci wàllu wér gu yaram. xam naa yow da ngay dellu si ci itte bi nga xamante ne moom la tonton Garmi wax que ni daf ko am ci nit yi xeebul kenn ku ñëw loo tuuti loo nekk xale dafay bàyyi xel ci yow te bu la gëjee gis dana la laajte noonu la mel c'était vraiment sa nature ñëpp ñi nga xamante ni xam nañ ko mën nañu seede tey kàddu yi nga xamante ni moom laay wax parce que Chérif mooy koo xamante ni su lay gis wala mu xam la wala mu mas la woo téléphone bu toogee ñaari fan ñett bu dee ñun ñuy liggéey ci télé bi par exemple gisu la dina jël téléphone am woo la bu dee kuy ñëw ci njabootam la bu toogee ñaari fan ñett gisu la ci këram dina yëkkati téléphone am woo la man souvent sama téléphone bu sonné numéro privé moom lay xalaat wala Serigne Pape Malick Sy parce que duñu jóg ci di la woo di la seet di la topp di la conseiller mu doon nit ku nga xamante ni tolluwaayam fokk ko woon en fait du ko tere mu simple parce que xamoon na li nga xamante ne moom moo di mission wam ci kaw suuf souvent bu ñu daan waxtaan dama naan ko da nga nekk au diapason loolu moom ak sëñ Abdou Karim je pense laa ko mas a wax ci Serigne te daf lay xamal ni ay ndaw ñoo ko topp donc forcément foog mu fekk si leen ci li ñu nekk bu fekkee bëgg na leen joyanti gis nañu ni ko Mamadou Ndiaye waxee dafa am sëriñ yu nga xamante ne jeunesse bi ñoom la ñu gën a jox bopp donc tey buñ leen ñàkkee dafay nekk lu metti parce que du ñëpp ñoo ñëw ci ñoom clean am na ñoo xam ne bi ñuy ñëw ci ñoom ñëw nañ ci ak melo Chérif mi tey am na façon taalibe bu nekk ku nekk am na noo xamante ne noonu nga ñëwee ci moom mais du la rejeter il essaye inculquer la li nga xamante ne moom mooy valeur li nga xam ne moom mooy diine li nga xam ne moom mooy mbaax ba nga mën a retrouver waat sa place ci société bi te rafet nañ njortu ne lu baax loolu lépp du ko def ba pare muy naax saay donc loolu suñu borom dina ko fay jàng yi nga xamante ne moom lay def ñaari tali chaque année ñëpp xam nañ ni dafay drainer population bu nga xamante ne te du tere lépp amee ci yoon ñu teg ko ci fulla ak fayda ak réglé bu ñu paree nettoyer foofu yëpp ku nekk dem lii tonton Garmi wax sànq ne dafa jaay njureelam jëndee ko taalibe loolu la ay njabootam ci boppam def waa këram bokk nañu ci doomu kilifa yi gën a yaru fii ñu bëri duñ leen xam doo leen gis ci dara doo leen dégg ci dara foo gis seen papa nga gis leen foofu donc c'est une très grande perte parce que tey ces enfants perdent et leur papa et leur maman mu doon loo xamante ne lu metti la quand même li ñuy wax naan dee moom gën a metti la xëj na amul gën a bees le moo am mais ñoom xam naa ni seen bos c'est un coup extrêmement dur dañuy ñaan rek suñu borom may leen ñoom ñëpp xolu muñ on pense à Mourtala Serigne Saliou Youssouf ñoom ñëpp ñu ngi leen di xalaat parce que metti na lool di ñaan rek suñu borom xaare ko aljana yàlla na leen yàlla yërëm ñoom ñoo ñëpp ñàkk seen bakkan ci accident te xaare leen dara ku ragaloon lu metti la bëggul lu metti man moo tax bi mbir mi xewee mu xaw ma mu metti ci man parce que koo xam ne kii bëggul gis lu metti su may tooñ doom yi dama naa leen ay naar ngeen dara du leen laal bëggul gis lu metti tey yàlla indi la ci loolu moom laa imaginé ma ne daal lii daal dëgg metti na te boo dee seet ca biir tarixa yi ni nga tuddee noonu Pape Malick Sy fi mu njëkk a tàbbi jël fa soxna surtout Seydou Boubacar la moo jur Khady Fall mi nga xam ne nii mooy taawu bu jigéen moo tax daal dëgg ñàkk nañ daal ku baax yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana ak ñi bokkoon ci accident boobu yëpp di masawu seen ay njaboot ndaxte c'est vraiment très dur lu métti dal na seen kaw yàlla na leen yàlla may xolu muñ ñu koy jaal encore waa Sénégal gi yëpp ndax ku ci nekk tonton Garmi am nga lu la métti Sophie ngi préparé wu ci kanam xam naa dina am lu mu ñu toggal wante balaa ñu ciy jàll dañuy waxtaanee
feebar bi di virus plutôt bi di coronavirus. ak 4 cas Sénégal actuellement mun nañu wax ni moom mooy 2e pays africain bi ëpp coronavirus ci pour l'instant waaw. voilà loolu la Sénégal mu nekk 2e pays africain le plus touché gannaaw Algérie mi nga xam ne 5 cas la am Sénégal topp ci ak ñeenti cas Égypte topp ci am ñaar Maroc benn Nigéria benn Tunisie benn loolu waral Sénégal actuellement moo nekk ci ñaareelu place bi nga xamante ni du ñaareelu place su mbégte mais te feebar bi nga xamante ni aussi mooy coronavirus bi di continuer di propager wu ndaxte boo xoolee démb ci benn communiqué fësal nañu li nga xamante ni mooy yeneen cas yi nga xam ne mujj nañ leen testé ñu mu nekk lu positif ñeneen ñi nga xamante ni aussi lu toll ci 47 personnes gis nañ ko sànq Vox Populi wax ko ñoo xamante ni aussi dañ leen maanaam mën nañ jàpp ni seen xel suñu confiné leen maanaam seen xel ci mbirum médecine ak yooyu bàyyi ci ñoom xel ndaxte wóorul mën nañ jàpp ni ñooñu tamit yëf yi mën na leen laal en tout cas di wax ni yëf yi daal li ñuy gën di sensibiliser nit ñi rek mooy ñu gën di moytu ndaxte du créer psychose wala dara xam ni lu am la feebar bi mi ngi fi et puis am na ñeneen ñi nga xamante ne dañoo voyagé woon ñëw dugg si ci réew mi ñooñu la daal donc comme ni ko président waxee ci tey soleil bi nga xamante ne dañ ko génnee ki ko soleil bi ñu gën di renforcer sécurité bi ci frontières yi pour permettre ñi nga xam ñooy dugg tamit ñu xam bu baax ci yan matuwaay ndax loolu lu am solo la donte moment yi nga xam fàggandiku la ñëpp di wax ndaxte ñi nga xamante ne ñoo gérer mbirum santé beeg actuellement suñu xel ci nekk ci ñoom ndaxte moment yi nga xamante ne tamit ñi ngi wax ci feebar yeeg jafe-jafe yeeg ak ñi nga xamante ni nu nekk la ñuy xoolee nan lañ mën a waddandikoo feebar bi ñoom ñi ngi ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéey bu am solo bi mooy ñi nga xam ñoo nekk ay institut Pasteur rek médecins yeeg ñi nga xamante ne ñoo gérer ñoo nekk maladie infectieuse fii ci hôpital bu Fann ñoom ñi ngi ciy liggéey di def un travail d'arrache-pied pour fexe xeetu jàngoro boobu noonu wala mën a ñi nga xamante ni jàpp nañ dañ ko am ñu mën leen a gérer ba nga xamante ni jàngoro bi du law te loolu lu am solo la moo tax fi ñuy waxee ni feebar bi mi ngi fi rek ñooñu tamit ñu moto bàyyi xel lañ donte seen liggéey la mais di leen gën a bàyyi xel ndaxte fii di fàttali ni Sénégal am na ay professeurs yu xarañ yi nga xamante ni war nañu wax ci ay cas yi nga xamante ni jotoon na fi jaar bu ñu xalaatee Ebola ba mu fi amee ci atum 2015 bi nga xamante ni Sénégal fii dañ ko gérer ko situation bu am solo boo nga xamante ne du ñu jóg ci di ko wax ndaxte loolu ndam la woon ci ñi nga xamante ne ñoo yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram fii ci Sénégal mais aussi ci ñi nga xamante ne mooy ñi fi doon diriger di gouvernement bi nga xamante ne aussi dañu gérer woon situation bu ni mel en tout cas li gën di am solo mooy gën di sensibiliser population bi leen gën wax ni lu am la ñuy gën di raxas seen loxo yi te wàññi nuyoo yi ndaxte ci yooyu lay mën di jaar te loolu tamit ñu wàññi ko bu baax a baax ñu moytu ko ñu moytu nuyoo yi tax loolu ci la ñuy jaar mais nag leneen di moo xew wala bii nii bu tànk bi voilà ba kii boo gisee mooy John Magufuli mooy Magufuli mooy président bu Tanzanie dafa posté lii démb ci réseaux sociaux yi nga xamante ni aussi muy compte Facebook ak Twitter moom mooy président bu Tanzanie ngir wane ni donte feebar bi amagul foofu ngir gën a wattandiku feebar bi foofu ci dëkkam ndaxte ku nekk actuellement boo gisee am na benn vidéo bu fi président Macky Sall bi nga xamante ni aussi dañu doon wax mi ngi ni image yi gis nga image yi c'est image yu frappante la Mamadou Ndiaye parce que man daf ma neex le fait que mu defee ko nii ça veut dire day inciter yeneen nit yi pour ñu suivre ko ndax moom mooy suñu chef de l'État su demee ba def vidéo bu mel nii ñu nuyu ko mu taalal loxoom ñoom ñëpp ne leen du nuyoo ndax coronavirus bi mooy ñun ñëpp war nañ ci topp waaw du moom rek wax naa léegi njiitu réewu Tanzanie moom tamit même situation gis nga bi nga xam ne wane na ko mais ca Allemagne Angela Merkel moom mi nga xamante ne aussi mooy chancelière bu Allemagne moom tamit gis nga ko vidéo bi tamit def na partage def na tour ci toile bi gis nga ñëpp di wane nii ci benn mu ñëw ci benn ndaje ñi jox ko muy joxe loxo mu bañ carrément ki mu ko doon jox loxo ne ko moment bii kat narul nekk moment bi nga xamante ne dañuy joxe loxo ndaxte feebar bi nga xamante ni moo lëmbee àddina di fàttali ne Allemagne bari na lool ay cas yi nga xamante ni mooy cas wu coronavirus comme Europe muy France ak Italie actuellement Italie nga xamante ni mën nañu jàpp ni moo nekk pays européen bi ëpp li nga xamante ni moo am lii di feebar bi di coronavirus di wane ni ñoom ñi nga xam ñooy jiitu réew yi ñi nga xam ne aussi mooy comme chancelière allemand bi di Angela Merkel moom mi nga xamante ni aussi gis ngeen ko position yi nga xam ñu ngi koy taxaw mais surtout gestes yi nga xam ne tax di gën a insister nit ñi que actuellement nii mooy mbirum fàggandiku la gën a moytu li nga xamante ni mooy feebar bi mais tamit ñu bañ a tiital population bi que ni dañuy moytu waaw mais tamit mën nañu wax ni la vie continue donte nag yenn yi nga xamante ni war nañ bu ñu gisee yi mën a ñàkk daal ñu bàyyi ko voilà ñi nga xam ne autorités yi bu ñu gisee ni yenn ndaje yeeg yenn yooyu noonu war nañ gis ni mën na ñàkk
te je pense bien que ne war nañ ko mën a président sax jël na ci ay ndogal démb gis ngeen ne que am na ay yenn xew-xew yoo xamante ni il a tenu à ce que ñu reporté ko lu ci mel ni célébration journée de la femme bi sax dafa sàkku clinique day bi ngir ñu reporté ko clinique day bi ñu prévoir woon vendredi itam parce que ndaje yi la ñuy bañ donc li nga ko gën a moytu rek ma fi waroon am fan yi sax ginnaaw suba le 10 gi rek dañ ko annulé waaw dañ koy reporté bijou dañ koy reporté bu fekkoon de mbay nga am ñeenti soxla yoo ci rafetul calculé woon naa ba pare am lépp dëgg la am na yu ma ci waajoon ay yoto maa xam ni mais annulé nañ ko tonton Guèye bi te dañ ko pousse pour l'instant di xool ndax ne am ci kanam wala déet mais jotoo woon lekk avance non waa te démb waa déglu ma démb laay laaj avance bi naan jox leen ma ko sinon ma amee beneen da damay dem sama yoon lii laa yëgoon ñooñu jël ëpp bopp di wax ni noonu la na tonton Guèye bi avance bu duggoon du génnaat parfois yenn événement yi dañ di xam nga ni ñu koy wax xoggandiku balaa ngaa lakkale parfois mieux vaut prévenir que guérir yenn ndaje yi nga xamante ne ñu bari dañ fay daje yu mieux vaut li gën a yomb mooy ñu dakkal ko ñu permettre li nga xamante ni aussi éviter li nga xamante mooy lii di feebar bi gën a propagé wu ndaxte ci wàllu tàggat yaram gis nga dafa am beneen ndaje bu am solo bu ñu fi doon waajal organiser le 13 mars fii ci Dakar Arena muy BAL mooy Basket Africa League nga xamante dafay dajale club basket yu bari fii lañ ko naroon démarrer le 13 dañ ko mujj reporté changé yóbbu ko ba ci à une date ultérieure bari na ci yenn waa fédération sénégalaise bu football ligue sénégalaise bu football ñoom tamit ñi ngi xool ay pexe ndax démb dégg nañ président bi mu joxe ci ay xalaatam ñi ngi xool ay pexe di déglu ñi nga xam ñooy autorités yi ba xam na yenn jar na ci week-end bi yenn championnat yi yooyu di am mais dara officiel lugul ci côté boobu mais li ciy gën a wax mooy ñoom ñi ngi déglu ndigal ñi nga xamante ne ñooy autorités yi di wane ni ci moment bi ñu nekk moment crucial te ñëpp dañu war a mën a booloo ci yenn benn cause bi mooy fexe nu ñu mën a waddandikoo lii di feebar bi di coronavirus. en tout cas yow baal bi ngay wax am na journal bu ko titré sax ñi ngi wax dina am ay impact financier dina am loo xamante ne dinañ ko perte ci wàllum xaalis wàllum koom-koom mais li gën a important mooy santé wu nit yi avant tout. la santé avant tout. mais amul fay. man Bijou Ndiaye leen rek laa gis. foo xam ne fii budget waroon na fa tàbbi. te budget ba nekk fa. nu jox ña ko soxla te ñu bàyyi daje bi moo ko gën. parce que daje bi wóorul. li mu mën a jur moom la ñu war a xool. parce que xam nga président li nga xam ne mën na koo gelé. mi ngi ci di ko gelé di ko dindi. waaw ay voyage am yëpp dañ ko événement yi dañ koy dindi yi nga xam ne mënu yi nga xam ne dafa sensible. da ko fay bàyyi. mais nag ñi nga xam ne ñii ñoom la ñu koy bàyyee. jéem na ci waxtaan sax. ñi nga xam ne ñoom la ñu koy bàyyee. ñooy xam li ñu leen di bàyyee lan la. doomu aadama yi seen bakkan dafa am solo. parce que ba nga naan naam dafa fekk nga ne fa. dëgg la kon ñoom ñëpp ñoo war a sensibiliser pour bàyyi. daje yëpp ñu arrêté ko. loolu moo jaadu. ba ñu xoolaat ba xam ba yëf yi leer. bu leeree nag. ñu mën a continuer ñu dëgg ñu del ak moom dëgg at dina jeexul tey. tonton Guèye moo tax ñaan gi ngay waaj a indi am solo. mais li am solo ba am solo mooy ministère de la santé ñi ngi def communication bu importante. bu fekkente ne mun ngeen dugg ci seen site ngeen lire à la une di ngeen gis coronavirus ak xibaar yi ngeen ci war a am yépp et puis ñoom ñi ngi yëgle ne bu fekkente ne sa bopp day metti ngay sëqët wala sa baat di mel ni lu xaw a ñagas mooy li ñu tuddee gorge irritée nga am fièvre maanaam température bu yéeg torop wala nga sentir ne daal yow nekkoo sa yaram malaise de manière générale nga woote ci numéro vert yi bul jug di dem hôpital ndaxte ci yoon bi mun ngaa wàllaale chauffeur bi lay yóbbu wala ñi nga xamante ne ñoom ngay àndal donc numéro vert yaa ngi noonu xanaa ñu joxaat leen ko rek 800 00 50 wala numéro SAMU 15 15 wala cellule d'alerte bi boo ci wootee di 78 172 10 81 wala 76 765 97 31 ou bien le 70 717 14 92 su ko defee ñu vérifier trier xool ndax yow lii la tax a woote feebar bi la wala du feebar bi ñu jël matukaay yi ci war ngir mun la ñëw jël si sa kër daal di lay yóbbu ci centre yi nga xamante ne fa lañ la mun a yóbbu pour tester la lu ci mel ni Institut Pasteur bu dee jar na mettre en quarantaine ñu mettre la en quarantaine ñuy ñaan nit yi rek tamit bu ñu fowee numéro bi ndaxte état d'alerte bu ñu ci nekkee surtout da ngay bàyyi numéro bi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko soxla réellement ñu ciy woote moo gën di ko fowee di woote à tout moment di woote pour un oui wala pour un non. lu leer laa lay wax de di nga gis léegi koo xam ne ki doo xam sax li nga wax boo paree mu ne la aw ma dépasse allo 77 10 kay dépasse de aw ma yeewu leen lañ joxe sama fii day metti aw ma kii damaa ne ci ay problème waaw loolu mooy duñu jóg ci di
communication bu baax bi comme ni ñu koy waxee ndaxte comme wax nañ ko démb fii Dakar Sénégal du Dakar rek Dakar nga mën a toog am sa connexion internet bu baax di mën a yor sa téléphone ngay xam day am information yi en temps réel et puis ngay am sens bi nga xamante ni mooy di xool lan mooy vrai lan mooy li nga xamante ni lii information bu fausse la mais li ci gën a am solo mooy toujours ñoom ñi nga xamante ni aussi tamit ñoo jiitu ci yëf yi mooy ay ministère de la santé ñoom ñi nga xam ne ñoo jiitu ñuy gën di joxe di gën di communiquer ci moment bi ndaxte ñi nga xamante ni ñoo dëkk fu gën a sore tamit di am information yu baax yi ndaxte loolu dina permettre aussi nit ñi gën a gindeeku ndaxte ci moment yi crucial la moment yu am solo la te du rek di fowee yëf yi ndaxte lii lu sérieux la te lii dafa nekk lu nga xamante ni question bi nga xam santé publique la donc du Sénégal rek bari na ci réew yi nga xamante ñoo bari doole lool ñuy dund ci jafe-jafe yi nga xamante ni ñun ñaan ñu yàlla ñu yegg ci étape boobu mais donc ci étape bi ñu toll nii nag il faudra ñu ñëpp di ci mën di gën a góorgóorlu di ci bàyyi xel ñi nga xamante ne ñoo jiite yëf yi ñu ci gën di bàyyi ku ci nekk nag de grâce li nga war a liggéey muy ci frontières yi la que ça soit nga nekk ci aéroport yi dañu war a mën a gën a def ci seen matuwaay yi ñu jox leen les moyens pour ñiy dugg si comme ñi ko yeneen dëkk yi di defee ndaxte gis nga léegi comme ku ci nekk nag léegi Sénégalais bu ci nekk xam nga léegi ak réseaux sociaux yeeg ak internet beeg yeeg ku ci nekk nag tu es libre parfois nga dund li nga dund nga ñëw def sa vidéo partager ko sur le web gis nga depuis bërki démb Sénégalais yi ñu ci bari ñi ngi def seen vidéo di partager ñi nga xam ne jot nañu voyager jóge doo mën a vérifier nag comme ñun ñu koy defee vérifier information bi ndax dugg la wala la mais dañuy préciser rek ay nit yu toog jox def seen vidéo partager ñu gëm leen juste ci par parole ñu wax leen ne ñoom tamit bi ñuy dugg si du ñu rencontrer comme ni ñuy dund comparé ak yeneen dëkk yi nga xamante ne booy dugg si ak fi jamono toll lii ak fi feebar bi toll booy dugg si dañ lay contrôler bu baax a baax balaa ngaa yegg si fii ci Sénégal balaa ngaa yegg si seen dugg seen biir dëkk donc fii ci Sénégal ñu ne contrôle boobu des na donc loolu ñuy gën di sensibiliser wala alerter autorités yi tamit ñu gën ci bàyyi xel donte am na mais ñu gën a renforcer li nga xamante mooy sécurité bi te loolu lu am solo la pour permettre ci moment yi nga xamante ni ngir bañ yeneen cas yi nga xamante ni mën na jóge ci biti ñëw dugg si ci biir. en tout cas contrôle wax na ci noonu rek la ñu mën a protéger woo ndax nit ku xas ba dugg problème bi mooy fi mu jaar ba dugg ki ko contrôler taxi bi mu jël yan nit la rencontré dem na boutique ba demul boutique ba fan la coursier itinéraire am ci journée boobu yëpp fan ak fan la jaar loolu mooy jaaxal nit yi donc avant ñuy dugg bu ñu leen mënoon contrôle bu strict ba nga xamante ne dinañu leer ne ñiy dugg si indaale wuñu feebar bi moo ñuy gënal daal te di ñaan cas yi yem fii yeneen cas yi ñu alerté yëpp buñ ko contrôlé mu nekk yu négatif. mais bis dama gis ñoo xam dañ leen di pompe nii laa wax loolu moom nu mu demee noonu. désinfecté dañ leen désinfecté ak ban désinfecté moo wax nag tonton Garmi waxuma nee na nit ñi ak ban xew lañ demoon wayaan itam. waaw loolu la wax nii. ban xew lañ demoon wayaan. waaw Maawo ko wax de du samay wax. xam nga man doo wax loolu. Maawo xam nga mais moom mën nañu wayaan yi nañ bañ a joxe loxo rek. mën nañu wayaani xam nga wayaani nag mënta ñàkk. xew yi sax dañ ko arrêté ba yëfi jàll ndaje yi. xew yi ci ndaje la bokk du xarmat yi rek la ñuy annulé li ñuy annulé bëri. kon naa day tooñ sax. ndokkale yi. waaw ndokkale yi day xaar de. ndokkale démb Lamine Samba ngi ñëw fii di yëgle tuddam buuba ne ko du ma ñëw. ndokkale yi ëpp naa annulé tudd bi. ndokkale yi moom ëpp naa arrêté. ndokkale day xaar de. en tout cas tonton Garmi loolu mooy xam nga ñuy def ci kanam nag ñuy jox ñaan gi bu ko defee ñu ñaan ko ñun ñëpp. nañuy def daal nañuy raxasu rek di toppatoo suñu bopp ak yooyu nettoyé ba mu set. set daal dafa baax comme daal bu ñu setee yëf yi baax nañu set. wala booy dem yóbbaale gant. waaw très bien. def sa gant placé xaalis ko nangu rek ci gant yooyu ñu sol. dugg naa benn boutique rek ay gant lañ sol. merci beaucoup en tout cas Mamadou Ndiaye ci li nga indi ci coronavirus bi. dans quelques instants ñu recevoir suñu première invitée di Zeynab Sankaré ñoo nar a waxtaanee benn diine ba nga xamante ne ñi ko organiser ñooy Cogito Dakar ak Smiley Agency nar a sargal jigéenu yeewu leen yi comme xam ni ngeen ko xamee ñi ngi ci mois de mars bi 8 mars jot si na muy journée de la femme fi ñu ko nar a amalee nag di restaurant Le Jardin des Almadies 7 mars lay nekk à partir de 21h ak Yoro Ndiaye aussi ak Pape Cheikh waaye balaa ñuy waxtaan ak moom dañuy laaj Sophie tey nduggam mu baax mi mu tas nii lan la ci fas yéene tey baas la laal teg ci pantalon. waaw monsieur Ndiaye kontaan na. def musóoram bu baax. maa la baal bi mais kontaan na nag quand même. da ngeen a bëgg ma wan maaw nee na nga génn ñu xool ko. ëpp naa xew. mag laata sama yaram daa neexut. maaw bàyyi ma fii rek.
yow bàyyi ma nii rek fii rek ci laas bi rek. nañ ko yemale foofu nañ ma yemale fii rek baax na. bisu maa ngi leen di nuyu tonton Garmi di nuyu ñi nekk ci plateau bi yëpp di nuyu mbokk yi xarit di ñuy seetaan sànq nag yéen a ngi doon wax ci cet gi dafa am solo lool rawatina nag lekk ñuy lekk dañ ci war a bàyyi xel parce que temps yi feebar bi bari na lépp lu jël ko ba mu ñor toog ko ba mu ñor légume boo jël fruit boo jël pour lekk ko raxasal ba mu set avant nga koy lekk dafa am solo déjà nag tey nag li ma leen andil mooy ay brochette laa leen andil brochette yi nag ay brochette de poulet lay doon ñu nax ko def ak li nga xam ne mooy poivron rouge ak vert am nañu ananas am nañu beurre am nañu tomate oignon céleri petit nag naan bëggëj xamul céleri lii céleri bi la ni bëggëj waaw mu ne bëggëj laa andi tey ay waay petit rek ngay dégg de waaye su fi yow joolaa nga de yéen lu ngeen toog def ci bëjëg ak ciir dara safu leen waaye nag lii du bëggëj tey ñun dañuy togg ceebu yàpp sax def ci bëggëj yëkkatil li mu tuddee bëggëj wuy ma lii damay yëkkati di yebbi rek mu ne ma bëggëj du bëggëj lii pour relever goût poulet bi la dégg nga céleri la mais bëggëj na nag am nañu ay aussi dafa kuccaawe waaw dafa kuccaawe de am nañu ay am nañ cornichon am nañu nag épices yi nga xam ne moom la ñuy utiliser bisu ci kanam nag dinañ leen won li nga xam ne moom la ñuy defaree suñu brochette de poulet yi ñu andi tey bisu kii woo Maaw Cissé muy réaliser jour yi ma fii nekk lan laa ko def tamit nañu waxante dëgg Maaw lu yu rëy yu ne la may wax yoo xam ne du mën a jàll bañ wàcc yow bañ wàcc bi ñu doon wax école tey maa la ko wax nii su fi ci kanam ñu ñëw defar suñu ay brochette de poulet mais comme ni ma ko waxee tout à l'heure tout de suite dañuy recevoir kii di Zeynab Sangaré plutôt pour mu ñëw waxtaanee soirée bi ñu nar a sargal jigéenu yeewu leen yi bonjour Zeynab bienvenue sur le plateau. merci Bijou merci beaucoup à vous tous maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp tonton Garmi di la nuyu bu baax xaritu sama sëriñ Cheikh Mamadou Insa Diop sama sang boobu waaye yal na yàlla guddal fanam amiin donc Bijou comme ni nga ko waxee mu nekk sargal bu nga xam ne nii dañoo toog xalaat ne ci wàllu média audiovisuel événement yëpp ñu ngi koy def ñu ngi sargal jigéen ñëpp mais ci wàllu audiovisuel duñu bàyyi xel jigéen ñi ci 8 mars te ñu nekk jigéen yoo xam ne atum lëmb dañu exposé wu seen image ci télé yi ci fu ne ñuy def lu ne di jàllale ay information yoo xam ne changé na ay vie di def activité yoo xam ne nii vraiment c'est noble et c'est honorable moo tax année bi ñun Cogito ak Smiley Agency am initiative bu sargal leen. mais pourquoi le choix de waa yeewu leen parce que jigéen yi nekk ci média bi bari na que ce soit ci télé bi yeneen télé mais la moo tax ngeen porter seen choix ci waa yeewu leen. déjà yeewu leen rek maanaam yéenay yee nit ñi le mot dit tout. ku yeewu Sénégal xam na ne day taal téléem jàkkaarloog waa yeewu leen ngeen di wax lu ne. di yee nit ñi donc bu ñu commencé sargal audiovisuel ci yeewu leen la ñuy commencé ba egg ci yendal ak fanaanal yéen la ñuy waaw donc seen leadership boobu la ñu gis apprécier ko xool li ngeen di def macha allah yeewu bi sax xëy bàyyi jëkkër yeeg doom yi waaw bàyyi lépp teel a yeewu yàq say nelaw doo xale ñuy bàyyi kër ga moo tax daal ñu fas yéene leen sargal le 7 incha allah au restaurant le jardin des Almadies dinañ leen teral sargal leen y aura beaucoup de surprises Yoro Ndiaye comme ni ñu ko xamee ci ay jëfam yu baax ci jigéen ñi dina leen fa teewal Pape Cheikh kenn dootul leen présenté dinañ def daal loo xam ne nii lu yam lay doon waaye lu yëkkati seen liggéey ba gën leen encouragé ba encouragé ñeneen ñu ne seen ginnaaw ñu mën a xam ne daal bokk ngeen ci ay jigéenu ndeer bokk ngeen ci ay Aline Sitoé Diatta bokk ngeen ci ay Maam Jaara Buso bokk ngeen sol ngeen casquette bu ne ci dëkk bi saa yoo leen yeewu suba teel yeewoo ngeen ak casquette bu ne donc loolu dafa jar ñu jël nit ñi seen attention def ko ci en tout cas ñun ñu ngi leen di remercier bu baax xam naa dinañ jàllal bande annonce bi balaa nga fiy bouger mais pour ku bëgg ñëw participer ci xew mi nu muy def yow appelé invité wuñ la doo ñëw yow petit comme da ngeen ñëw ñaane suñu sargal bi ngóor day ñëw ngóor chaque jour daf ñuy sargal moom donc buñ ñuy sargal moom foog mu ñëw non day ñëw moom ci sargal ñu la dëkk sargal bi xam nga sargal bi dañuy bañ góor ñi andil ñu ci problème ndax boo tuddee yeewu leen mënoo bañ a tudd Pape Cheikh
mënoo bañ a tudd Pape Cheikh te Pape Cheikh c'est un homme hifoshi yàlla na ma yàlla ànd xam ak nga yow. moom c'est un hifoshi parce que c'est lui qui a concepté ça c'est un hifoshi Mamadou Ndiaye tonton Garmi c'est un hifoshi donc góor ñooñu ñëpp la ñuy dajale booloo yi sargalandoo leen voilà donc jour boobu concert lay doon dîner concert lay doon couple chaque invité ku bëgg a participer maanaam 25000 la bu nekkee couple dañu def réduction à 40000 bu nekkee ku ñëw pour assister concert bi kese c'est à 10 000 francs inchallah d'accord ça commence à 21h d'accord en tout cas rendez-vous bi ñun ñi ngi ci biir ñun ñëpp suñu groupe la ñuy def gàngoor couple ba muy moom ak suñu ay jëkkër yi nga xam nga ànd ak ñun rek couple la kii déedéet parce que lu mu préciser couple bi man di bisu daal yéene naa leen ko bu baax a baax jërëjëf tonton Garmi ndax vraiment boo di jógee seeni kër xol bi mën na neex mën na bañ a neex mais boo accès ci plateau bi du feeñ war ngeen mën ngeen bañ a seen besoin daal mën na bañ a yëpp mën na bañ a daje mais boo leen accès fàtte ngeen loolu yëpp bëgg ñëpp kontaan vraiment te jigéen dafa am solo te jigéen li muy occupé ci biir këram war a ñëwaat nag bëgg ko def te ci place bi muy liggéeyee dëgg sargal ko war na kon nag buñ leen tànnee boo leen di tëdd seen xale nga ci yeewu pour daw liggéey te ku ci nekk tamit yaa ngi yor sa borom kër mu am lu la war ci sa kër am lu la war ci say doom ba pare na nga jël loolu coloré ko tamit loolu yëpp nga mën ci satisfaire ba pare jox auditeurs yi tamit ñoom li ñu bëgg vraiment sargal leen daal ci le 7 mars man de vraiment loolu moom man de ko ànd naa ci parce que xam naa li ngeen di daj jërëjëf tonton Garmi sa témoignage touché nañu xam naa amuñu dara luñ ci yokk lu di la wax merci di remercier aussi waa Cogito Dakar ak waa Smiley Agency ci xalaat bu rafet bi nga xamante ne am nañu ko ñun ça nous va droit au cœur ñu xool bande annonce bi balaa ñuy ñëwaat ci plateau bi soog a tàggoo ak kii di Zeynab Sangaré ñuy excusez bu baax ci le fait que gisu leen vidéo bi mais dans quelques instants ñu tegal leen ko en attendant ci teewaayu Zeynab dañuy sargal kii nga xamante ne mooy Abdoulaye Sow Sindia Alaaji Abdoulaye Sow Sindia tonton Garmi ndaxte moom non seulement waxtaanee na loo xamante ne actualité la mais aussi joxe ci solution man loolu laa gën a bëgg que di tiitalaate psychose di am ak yeneen man leen rek moo ma yéem kilifa diine la bu mag waaye bi muy def vidéo boobu bëggul sax sol mu baax ne dañu ma wan te li ñu ma wan dañ ko war a baaxee population bi te su ma ko génnewul moom du nekk kon dañuy dem rek ci élément bi na biir ñu ngi nuyu Sénégal ñu ngi nuyu bokki réew yi ñu ngi nuyu mboolem kilifa diine islam yi nekk ci biir Sénégal ñu ngi nuyu mboolem kilifa aaday di nuyu mboolem Sénégal yépp di nuyu mboolem képp kuy kilifa te nga nekk fii ci biir Sénégal ak fu génn Sénégal ñu ngi leen di nuyu lislaam ñu ngi leen di nuyu mbokk
da am mel na message ba nga xam ne tubaarakalla yàlla moo nu ko baaxe mu xamal nu ko mu war a jëm ci réew mi léegi nag message bi moom la ñu bëgg a sànni ñu message ko ci biir Sénégal ci kilifa diine yi ak kilifa aada yi ak mboolem képp ku fi ne nga yore personnalité ci biir Sénégal ak njaboot yépp di ñaan yàlla message boobu bu àggee yàlla ñépp nañu ko dégge xel ñu jëfandikoo ko ngir du sunu coobare du sunu ndigal bu jóge ci sunu borom la léegi dañu noo won Sénégal yépp ci balaa bi nga xam ne moom la yàlla wàcce tey te mu lejal ñépp jaakal ñépp jóge ci réewum siin nga xam ne ngelaw bu yàlla sànni la mu nekk ngelaw balaa de kenn mënu ko fereene kenn xamul fan noo koy fereene yàlla mi nga xam ne moo ko indi moom dong moo ko mën a fereene yàlla mi ko indi moom dong moo ko mën a saafara yàlla mi ko indi moom dong moo ko mën a téye nu ne julliti yàlla yi alhamdulillahi rabbil alamin message bi tubaarakalla ñu ne sarax la sarax bi nag saraxu ndox la ak mboolem kilifa diine yi ak mboolem kilifa aada yi ak mboolem lépp lu Sénégal borom kër gu ne ak ku mu monta doon ñu saraxu ndox lu mat léegi alhamdulillahi rabbil alamin fukki région yi ak ñett lu mu mon ci wàllu joxe ay ndox mu digal nañu joxe ay ndox moomu muy sarax pour mu réew mi alhamdulillahi rabbil alamin ak mboolem njabootu Sénégal kenn ku ne nga mën a génne ndox yaa xam sasa nga mon yaa xam mbuus nga mon ñëpp sarika ko ñu def ñaan bii bi ma joxe bu ñu ko defee bu soobee sunu borom Sénégal yàlla dana leen musal ci balaa boobu dana leen musal dana leen aar alhamdulillah ñu ñaanal yàlla Sénégal lu koy aar ñu ñaanal mboolem réew yi nga xam ne ñooñu wër ñu ñaanal mboolem réewu àddina yépp fa nga xam ne feebar bii fa mu commencé ci muy réewu Siin ak fu mu law lépp ñu ñaan yàlla mi nga xam ne moo ko indi yàlla nañu ko yàlla fayal defal na jàmm defal na jàmm defal na jàmm garante sunu réew ngir sunu réew yàlla dong moo ko mën a garante kon lii daal laa doon laabe biir ñu xamal ma ko ci sekkere ñu xamal ma ko ci leeru ko yàlla tubaarakalla mënuma téye loolu ma denca ko sañu ma ko il faut ma joxe message bi Sénégal yëpp a mën koo dégg peuple bi yëpp a mën koo dégg kilifa yëpp a mën koo dégg tubaarakalla ñu mën koo jëriñoo mu nekk alhamdulillahi rabbil alamin fekk ci ndigal bu jóge ci sunu borom la asalaamaaleykum waaw léegi nag la nga xam ne ñaan gi mooy astaghfirullah kenn ku ne ba mu ma téeméer njaboot bu ne allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim téeméer ci njaboot bu ne ci kilifa yu ne yaa salaamu ba mu ma téeméer ci njaboot yu ne ak kilifa diine ak kilifa aada yëpp laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah ba mu ma téeméer tubaarakallah ak bismillahi rahmani rahim junni yoon nga xam ne yërmande àddina ak laakir yëpp mu ngi ci bismillahi rahmani rahim nun ñëpp ñu tuub delloo sunu bopp ci bor ñu daldi tawatal sunu bopp alhamdulillah ñaan yàlla yërmandam mbaakam suturam tubaarakallah yàlla na mu yàlla musal Sénégal ak njabootu Sénégal ak réew yi ñu wër ak réew yi àddina yi yàlla mi ko indi yàlla ko yàlla terminé fii lii daal la moo doon message bi ma di koy sànni ci mboolem njabootu Sénégal yépp ci mboolem kilifa diine yi ci mboolem kilifa aaday li commencé nag ci Macky Sall ba ci njabootam ba wàcc suuf kilifa diine yi seen njaboot ba wàcc suuf ci mboolem territoire Sénégal ak li ko wër lépp lii daal laa doon wax asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. voilà loolu moo nekkoon ñaan bi nga xamante ne Alaaji Abdoulaye Sow Sindia joxe na ko mu nekk ñaan bu am solo tonton Garmi ak sarax yi nga xamante ne war nañu ko def ngir muslu ci feebar bi nga xamante ne moom moo fi dugg. man daal xam naa bi Ndiaye commentaire bi du bari
góoru yàlla bu baax bii daal nga xam ni dafa taxaw woon ak sëriñ Mansour borom daara ji sëriñ Mansour borom daara ji joxoon ko cër bu rëy ba boole ko ci ma ay muxaddamam bu joxee mbir te bi mu koy wax façon bi mu ko waxee ak comportement bi nga xamee ni nii moom la def parce que soo dee génn ci télévision da ngay sañse da ngay bëgg sañse pour wane wu ne pour ñëpp gis la waaye moom gisul woon loolu bi muy wax ci àll la ko fekk ne daal lii daal lu ma yàlla wan la moo war ko baaxee jaami Garmi lii mënul ñàkk ma ne kon daal dëgg-dëgg kon nanu fexe rek bëggee kon daal yàlla mi nga xam ne nii mooy matal mbir yàlla na ko matal daal tubaarkàlla daal ba feebar bi toxu tubaarkàlla ci jaar ci ñaan yi fi jaar yëpp ndax ñaan yi bari na ku ci nekk daal nga choisir bi nga xam ne ni daal moo la doy nga nekk ca te ñaan moom dëgg-dëgg yiw rek la ñaan yiw rek la moom daal yàlla fi yàlla feebar bi joxe daal di dem géej waaw na yem ci cas yi ñu am mu jeex fii xam nga su ko defee ñëpp nekk ci jàmm xarmat yi continuer dëgg la xew yi continuer ak nag sax njaboot gi nekk sax ci bitim réew billaay tonton Garmi da nga koy xalaat sa fit day dem sax même bu fekkee du fii démb damay ñaan mu musal waa Sénégal ci corona bi ba ci kanam ma ne waa ñun am nañ ay njaboot à l'extérieur finalement da ngay mujjee ñaanal ñëpp àdduna bi yëpp feebar bi daal na fi yem et puis ñu gaaw trouver li nga xamante ne moom moo ko war a faj merci beaucoup li nga joxe am na solo ngeen xool ko ci replay bi bu fekkente ne bëgg ngeen xam yan ñaan la Alaaji Abdoulaye Sow bu Sindia joxe su ko defee ngeen def ko def sarax yi yàlla mun ñu musal ci feebar bi la merci beaucoup tonton Garmi ci sargal bi nga def tey dañuy tàggoo ak Zeynab Sangaré ak bande annonce bi nga xamante ne moom la ñu defar ngir sargal waa jigéenu Yeewu Leen di la remercier bu baax si sa ñëw ci plateau bi remercier aussi initiative bi ngeen xamante ne moom ngeen am pour sargal ñu ça nous fait vraiment plaisir. merci beaucoup di leen jox dig daje rek le 7 inchallah à partir de 21h au restaurant Le Jardin des Almadies su ngeen ñëwee yéen ñi sopp waa Yeewu Leen yëpp di ngeen gis li nga xam ne dina leen bégal te di ngeen gis li nga xam ne dina yëkkati jigéen bu am jom ci kaw inchallah jërëjëf. merci beaucoup Zeynab ñu xool bande annonce bi avant ñu recevoir beneen invité. Les femmes à l'honneur. Et oui, ce samedi 7 mars, soirée spéciale dédiée à nos mères, sœurs et épouses. Au restaurant Le Jardin des Almadies, Cojuvens et Smiley Agency ont choisi de rendre hommage à toutes les femmes à travers une équipe exceptionnelle de battantes. J'ai nommé Bijou, Mado, Sophie, Aïssatou, Maïmouna, Thioro, Bessel, Niatam, Yacine, Mary, Kiara, les Amazones de Yeewu Leen, autour d'un dîner spectacle à partir de 21h avec des artistes totalement acquis à la cause des femmes. Yoro Ndiaye, icône du folk acoustique, suivi de Pape Cheikh, le duo de choc. C'est ce samedi 7 mars au restaurant Le Jardin des Almadies. Formule dîner-concert ou concert seul. En tout cas, ne vous le faites pas raconter. Elles font la pluie, elles font le beau temps. Elles ont toujours raison. Pour qui nous les hommes on perd la raison? Quoi de plus normal qu'on les rende hommage? Batarne Cojuvens ak Smiley Agency fas yéene sargal jigéenu équipe Yeewu Leen yëpp ak benn dîner spectacle samedi 7 mars. Soirée spéciale hommage aux femmes. Prévente disponible. Faites vite vos réservations au 77 448 21 40 au 77 388 90 21. Avec comme partenaire officiel Marie Roque Couture. Rendez-vous le 7 mars au restaurant Le Jardin nekk fii ci Almadies donc ak waa Yeewu Leen yëpp dinañ fa nekk incha allah boo leen ñu bëggee rencontrer fekkee sargal bi def la fête ak ñun il faut venir au jardin rax ci dolli Yoro Ndiaye nga fa ak Pape Cheikh lu nar a neex lay doon ñun moom en tout cas nar nañu dem enjoy ko ba muy moom di remercier bu baax encore ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko initié bi bande annonce bi di jàll dafa am keneen ki nga xamante ne recevoir nañ ko fi mu tudd Abdoulaye Sakho nekk ci organisation wu Calebasse d'Or ñoom ñi koy def ñooy waa MPS samedi 14 mars nag lay nekk à partir de 15h ñu koy defee théâtre national Daniel Sorano li gën a yokk ñu invité leen fii ci plateau bi mooy ci lauréat yi émission jaar jaari jàmbaar bu Faty Dieng daf ci bokk mu nekk beneen jigéen ba nga xamante ne ndax nañ ko sargal aussi ci biir Calebasse d'Or mu nekk lu mu mérité ndax moom jigéenu jàmbaar la bonjour Abdoulaye Sakho ñu ngi lay dalal ci plateau bi. Bonjour Bisou, bonjour les membres du les invités. Les membres du jury. Les membres. Bonjour ñu nekk ci plateau bi. xam nga ko en wolof. maa leen di gërëm di leen sant. donc MPS mooy mouvement citoyen des patriotes du Sénégal.
bu existé depuis 2007 bu xalaat ni Sénégal dafa toll foo xamante ni dañu war a taxawaat xoolaat mbir yi parce que dañu gisoon ni ñu nekk ci kanam mérité wuñu ko am na ñun toog seen kër ñoo mérité nekk ci kanam donc moo tax ñu taxawal mbir mi di gestu mais gestu bi nag dañoo xool parce que am na yu fi doon xew ñun ñu ne xaar ñu jéem a xool lu gën a méngoo ak Sénégal fu mu jëm moo tax it tooguñu suñu bureau yi di tànn déedéet defuñu loolu de dañuy dem d'abord xool ñan ñoo ñu tànnal Fatou Dieng boobu sax ci la bokk jaar-jaaru jàmbaar bi jox nañu lauréat yu bëri parce que dañuy dem gestu ba gis ni ñii ay royukaay lañu mu proposé ñu pendant des années pourtant émission am da siy bokk mais mosul population yi ñooy voté bokk si woon ba ren mu bokk si jury boobu armée ki la bokk armée du bokk si caaxaan fondation des invalides et mutilés de l'armée du Sénégal fait partie du jury chaque année dañuy xool jàmbaaru Sénégal boo xamante ni dem na ba ñàkk lenn si yar moom ñu jox ñu ko ñu sargal ko parce que armée avant ñu doon soldat ay civil lañ d'abord donc ci loolu dem nañ SODAV BSDAO ñu wax leen ñu ne leen fu mu toll nii artistes yaa ngi liggéey te liggéey bi doxul parce que piratage bi nit ñi fay ñu droit d'auteur ak droit voisin ñu ne leen tànn leen ñu chaque année entreprise yoo xamante ni ñu ngi fay seen droit ñu sargal leen ñu dem si impôt yu domaine ñu ne impôt domaine directeur bi Cheikh Ba moo fi nekkoon ñu ne ko lu ñu bëgg nag mooy impôt ak citoyen la jàppale ñu xool entreprise yoo xamante ne vraiment ñuy góorgóorlu si impôt ñu boole leen si mbir yi noonu la ñu demee ba théâtre national international ñoo ñu tànnal artiste boo xamante ni si artistes yu fa jaar ñoo xamante ni ay modèle lañu noonu la ñuy def ba am jury international aussi parce que ñu ki lañ bokk on est partout à travers le monde ñooñu tamit dañuy xoolal sénégalais yoo xamante ni vraiment ñuy góorgóorlu te ay modèle lañu donc mais côté presse bi boobu dama si ñëw parce que c'est important sondage la ñuy def si population yi ñooy tànn te bu ñu tànnee tamit comme ñun suñu biir am na journalistes yu mag comme ay Mame Less Camara ak Djibril Gabi Gaye ak ñeneen ñoo xamante ni ñu xarañ lañ mais yemuñu si dañuy dem si APS Alliance Presse Sénégalaise ñu ne leen dañu bëgg ngeen bokk si jury lu population yi tànn ngeen xool ndax baax na wala baaxul ngeen xelal ñu balaa ñu koy génne donc mbir mi noonu la demee Fatou Dieng émission bokk si pendant des années yu muy interviewé noonu documentaire yooyu day xool ñoo xamante ne ñu bëri yoo xamante ne comme par exemple femme bu nekkoon Rufisque ci la bokkoon daaw boo xamante day gis xale yu jigéen ñu malade ñu ñàkk seen xel voilà di leen dimbali ainsi de suite daaw sax mi ñuy jox koo xamante ni agriculteur la bala sant koo xamante ni xale bu gone la dem si àll bi liggéey ba tey ay produits muy dem international donc loolu mooy suñu taxawaay non moo tax tey vraiment ñu profité aussi journée mondiale de la femme damay nommer quelques femmes yoo xamante ni bokk nañ si c'est important benn femme boo xamante ni Rokhaya Lo mooy première femme pilote de l'armée de l'air Inch'Allah donc gendarme la c'est important ñu wane ñooñu mooy mënoon doy sec bi nga xamante ni école polytechnique de Thiès c'est la première femme qui a réussi à passer et à échelonner donc et puis tamit mi ngi def lu rëy tamit ci goxam Ndeye Fatou Ndiaye boo xamante ni tamit mi ngi fas mi dimbali femmes yi di góorgóorlu pour Sénégal jëm kanam ñun loolu muy tax a jóg depuis 2007 nañ ñi boo gisee suñu mbir ñu def ko ndànk parce que suñu prix duñ ko jaay jamais duñ ko jaay am na ñoo xam ne dañ ñu woo sax ñu ne ñu combien je donne pour que ngeen jox ñu prix parce que kilifa yu fa bokkal Chérif Ibrahima Aïdara Tidiane bu nekk kii amoon 3 amoon 2 amoon 4 ñoom ñëpp ki lañ bokk te ñun prix bi dañoo dem si kilifa diine yi ñu toog ñu wax ñu loo xamante ne lu dëggu la ndax moo tax dañ ko foyee chef vice présidente surtout sëñ Touba moo ko tàkk yóbbu nañ sëñ Sidi Mokhtar Mbacké toog naa ak moom mun nañu lii li ngeen def ni baax na mais bu leen fi boole caaxaan dëgg la bokk nañ si chaque année dañuy woo yónni ndaw junior dem si yàlla bokk na si ñoom tamit wax nañ si lu rëy
donc pour vous dire que crédibilité moom xam naa ne am ngeen ko Merci. te bu ñu gisee ni ngeen di doxee depuis bi ngeen fi nekkee xam nañu ne que prix yi ñu ko mérité ngeen koy jox Merci. te ñun loolu daf ñuy kontaan loo bu ñu gisee kenn koo xamante ne dafa bokk ci ñun bokk ci ñi ngeen nominé ça veut dire que liggéey na ba mérité li nga xamante ne moom ngeen koy jox muy seen calebasse d'or bi ku bëgg ñëw fekkee ko nag naka lay def c'est sur entrée c'est sur invitation naka lay demee voilà bon balaa ma yegg si loolu damay wax ni diggéen si meer ndeysaan dem si yàlla si balaa muy xam nga ñun dañuy éviter xaar ba nit ki faatu après di ko feete balaa muy dem fii la ñuy recevoir plate fii ndeysaan vraiment ñu jox ko prix mu kontaan loolu diñu si jàppale donc si biir loolu c'est important ma souligner ko léegi nag boo gisee prix duñu def entrée parce que si tu veux changer les valeurs parce que ñun suñu combat mooy promotion des valeurs du patriotisme et de la bonne gouvernance Inch'Allah. loolu mooy suñu combat donc loolu boo ko bëggee def boo defee prix si porte bi da ngay am na ñu bëri ñoo xamante ne da nga leen di mettre à côté alors que jikko yi lañ bëgg mu changer donc si loolu moo tax sur invitation lañ koy def et prix bi duñ ko jaay ku xalaat ni prix bi dañ koy jaay da ngay nax sa bopp am na entreprise bi mag boo xam ne man ki laa bokkoon bu téléphonie fa laa bokk di liggéey foofu mais jox nañ ko prix impôt domaine ñu ne déedéet pourtant kooku bu ñu ko joxoon prix bi mën naa am xaalis bu bëri la ñu am du ma tudd seen tur fii parce que si critères yi am na benn élément bu manqué ñu ne déedéet du am te dañuy yëpp di jox prix yoo xamante ni moom kay ñi ko mérité ngeen vraiment koy jox ñoo xamante dañ leen jox prix dërëm yoruñu ko baax sax ñoo leen ko jox après dëgg la donc pour vous dire que bon ñun suñ dañ fi nekk Inch'Allah. ñu ñaan ñëpp nag bi mu ñu jàppale na ñu. bi mu na nekk combien ba ñaata édition bi De toute façon depuis 12 ans on le fait Ah, depuis 12 ans. 2007 nous avons créé le mouvement 2008 lañ commencé événement bi donc di leen gërëm di leen sant di vraiment sant tamit kër ji di sant ñëpp vraiment wasalaam merci beaucoup Abdoulaye Sakho ci jaar bi nga jaar ci plateau bi ça fait plaisir donc ñun ñëpp xam naa ni danañu ñëw le 14 mars fële ci théâtre national Daniel Sorano daal di soutenir ki nga xamante ne ci ñun la bokk muy Faty Dia ak émission boobu nga xam ne nominé nañ ko muy jaar-jaari jàmbaar di leen wax bon courage ndax liggéey lu mel ni yombul surtout que parfois di nga gis ñoo xam ne dinañ la jéem a attirer ci comme ni nga waxee wan la xaalis mais yéen li leen soxal rek mooy jikko yi changé et puis nit ku nekk li mu mérité ñu jox ko ça nous fait plaisir merci beaucoup d'être passé et merci beaucoup pour initiative bi dañuy daal di ànd ak Sophie ci waañ bi mu defaral ñu suñu ay brochettes de poulet avant ñuy recevoir at suñu beneen invité bay ànd ak Coro ci rubrique am waaw Bijou Ndiaye comme ni ñu leen ko waxee woon sànq rek tey ay brochette de poulet la ñu andi brochette yi nag commencé woon nañ li nga xam ne nag mooy préparation bi parce que dafay laaj nag nga teel ko mariner bàyyi ko nag mu macéré fi mu ne nii dañu ko mariner ak li nga xam ne nag mooy citron def tuuti paprika ail céleri bi ñu émincé ba mu sew def ci ak tuuti oignon vert moom la ñu ko bàyyee nag ba nga xamante ne ni brochette yi am na marinade bi dugg na ko bu baax ak tuuti soja la ñu ci def bàyyi ko noonu nag ba nga xamante ne ni brochette yi déjà rek viande bi dafay ñor à l'avance kiiwaguñu ko mu ngi nii nag gis nga nag mu nekk marinade boo xamante ne ni lii ça donne envie déjà rek poulet bi marinade bi da ciy dugg bu baax ndax citron bi aussi daf ci am solo parce que dafay togg li nga xam ni mooy aliment bi à l'avant teg nañu ne leen nag suñu marmite damay ñëw rek daal di ciy def tuuti beurre voilà gis nga nii rek ma daal di ciy def tuuti beurre bu ñu defee beurre bi nag le temps que beurre bi di fondre parce que déjà gis nga brochette yi moom laa doon piqué sànq gis nga dañu def ananas laa jël ak poivron rouge ak poivron vert ak oignon moom laa jël gis nga ananas bi rek da nga koy dagg en cube c'est très simple et très facile à faire gis nga nii bu ñu defee beurre bi nag le temps que beurre bi di fondre parce que dañuy toujours dañuy joxe ay conseils yoo xam ni comme ça ñuy éviter di bàyyi dëwlin bi ba mu tàng de trop parce que dëwlin bi li muy gën di tàng rek da lay andil ay complications moo taxit jarul ñu di ko bàyyi ba mu sens ngay doogay def li nga xamante ne nii moom ngay defar déjà rek gis nga brochette yi laay ñëw rek daal di ko ciy teg bàyyi noonu nag le temps que muy ñorandi ma ñëw won leen quelques brochettes nga ngeen gis naka la ñu ko defaree gis nga nii nag c'est très simple ananas bi la ñu jël dagg ko en cube dagg oignon vert ak li nga xam ni mooy excusez-moi poivron vert ak poivron rouge defar oignon li may def nag mooy ñëw rek jël benn ananas njëkk ko piqué gis nga bu ko defee poulet bi blanc de poulet bi la ñuy utiliser moom la ñu découper moom tamit gis nga nii rek la ñuy def
attention ñu daal di jël poivron rouge daal di def oignon bu ñu defee nii nag dañuy jëlaat beneen poulet daal di ciy def ñëw jël oignon vert poivron vert plutôt mën naa jël ba 2 attention su ma paree rek daal di jëlaat beneen poulet def ni et enfin nag ñu terminer ak benn ananas gis nga ni nag su ko defee ainsi de suite noonu la ñuy continuer lii nag da ngay am ay brochettes yoo xamante ne ni dafa varié te da nga ciy am benn goût boo neex boo xamante ne da nga ciy sentir ndax dañ ci def nag li nga xam ne mooy ananas déjà damay ñëw rek surveiller yi nga xam ni mooy def naa ko ci suñu poêle ak beurre pour revenir ko lii nag soo amee gris mën nga def sa xal bu ndaw wàññi xal bi ba mu des tuuti rek daal di jël brochette yi teg ko ci de temps en temps nag nga koy retourner defar nag su ko defee benn marinade boo xamante ne ni da ngay jël sa benn pinceau di ko ci diw nànk di bàyyi nag muy ñor gis nga nii ginaar bi ak marinade bi ñu ko mariner ak citron bi ak paprika bi ak yi ñu ci def yëpp dafay gaaw a ñor fi mu ne nii léegi mu ñor rek ñu ñëw def ci jàll ci li nga xam ne mooy dressage bi mais avant cela nag damay ñëw rek daal di jël tuuti oignon vert def naa sànq ail damay jël tuuti oignon vert ak quelques cornichons tamit yoo xam ne dama koy sànni ci biir parce que dama bëgg brochette bi boo koy lekk nga sentir ci benn goût bu aigre déjà nii cornichons yi du ñu ko dagg damay jël rek noonu daal di ko ciy sànni revenir ko ak moom déjà rek damay ñëw jël oignon vert bi jarul muy bari parce que defoon naa ko ci marinade bi benn brin rek laay jël daal di koy émincé voilà gis nga nii rek ñu dagg ko ba mu sew buñ ko daggee nii nag ba mu sew damay ñëw rek daal di ko ci sànni mu ànd ak li nga xam mooy cornichon non du ma ci def ketchup tonton Garmi waaw d'accord tonton Garmi du ma ci def ketchup benn yoon dama koy bàyyi nii rek ba mu ñor mais dinaa ci def tuuti rek samay herbe aromatique yi nga xam ne moo may accompagner gis nga rek ñu daal di ciy def tuuti mu relever li nga xam ne mooy goût poulet bi parce que déjà marinade bi saf na ba pare lii c'est juste rek pour gën a génnee li nga xam ne mooy goût bi gis nga Bijou Ndiaye comme ni ma waxee woon sànq rek brochette yi nag nii laa koy bàyyi mu ñor nànk ci poêle bi sànq ne woon naa ne bu fekkee am nga xal sa kër rek mën nga def benn fourneau def xal bu yem teg ko ci bàyyi noonu muy mijoter lii nag soo paree bu la neexee mën nga ko accompagner soit ay pommes sautées wala nga def frites wala nga def quelques légumes sautés wala benn gratin de pomme de terre boo xam dina ko mën a accompagner wala nag nga def soit attiéké wala aloko rek loo ko mën nga ko àndal ak lu nekk Bijou mën na la servir de dîner mën na la servir de déjeuner yaay xool ban moo la ci gënal nga defee ko noonu mais nag mu nekk ay brochettes yu intéressant yoo xam daf ñuy permettre de temps en temps ñuy changer suñu façon bi nga xamante ne ni moom la ñuy toggee Bijou ma bàyyi ko rek mu ñor ci kanam fekk nag ma débrasser plan de travail bi ci kanam tuuti rek brochettes yi daal di pare ma dressé plat ba mu rafet rek Bijou ci kanam ñu daal di jàll ci li nga xam ni mooy dégustation plat du jour tey bi. duñ ko laal. ah bon suñu mbokk njóobeen bii ñu rejoindre lañ koy yekkal lépp. waaye man sama goro Jóob la sant xam nga damay ànd ak yow rek jox la ko. xoolal moom la ñuy yekkal lépp soppi tey. waaye man alaaji bi Njaay la sant waaye goro bi Jóob la sant. naa ko jox goro bi rek nañ ko jox goro bi daal nañ ko yekkal suñu mbokk njóobeen bi donc madame Khady Diop Sow nekk responsable politique fële ci APR Parcelles présidente réseau des femmes à ànd liggéey waaw ñoom le 8 mars la ñuy organiser don au profit des daara yu Parcelles ak camp pénal pour jigéen ña dinañ ko waxtaanee dans quelques instants pour l'instant dafa am jigéen ñi nga xamante ne Coro ñoom la nar a waxtaanee muy ay jigéenu jàmbaar yoo xam ne marqué nañu histoire u Sénégal muy waa jigéenu ndeer yooyu nga xamante ne buñ ne talaatay ndeer ñëpp xam lan lañ ñuy wax ak ki waral màggalu tey gi màggalu Poroxaan di Soxna Jaara Buso. voilà Bijou balaa ñuy dem ci Soxna Jaara Buso dinañ dem xooli dëkk bi nga xamante ne moom moo di Ndeer dans un premier temps nga xamante ne ci Waalo la bokk fi nga xamante ni moom moo di Ndeer bokk ci communauté rurale bu Nguénthié Ndeer nag buñ leen ko waxee mooy fi nga xamante ni fa la jàmbaari jigéen ñooñu doon bañee li nga xam
Bijou ñi ngi ko doon wax fii sax je pense ci semaine bi parce que am na ay histoire yoo xamante ne retransmission générationnelle lay soxla xëj na tey ñun am nañu chance am lu ñu xam ci li nga xamante ne moom moo di Nder ak histoire am waaye am na rythme bu muy demee bu nga xamante ne boo moywul les générations futures mën nañ ko rek dégg mais duñ ci am réellement li nga xamante ne moom moo di benn aperçu peut-être donc pour ça je pense que dina baax ñu ériger yenn ci ay statuettes wala yu mel noonu pour mën a marquer li nga xamante ne moom moo amoon foofu la ca Nder naam am na waaye fi ñu ko yóbbu comme ni ko Ndeye Mati waxee moo dëppoowul torop ak fi nga xamante ni même bu fekkee ne lépp ci même localité bi la mais am na fu ñu gënoon a préféré mu nekk fa li nga xamante ni moom moo di statut boobu mais boo demee Nder daanaka dëkk la bu nga xamante ne xëj na bu événement yi fa amul woon mënoon nañ ko bañ a xam comme ni ñu ko xamee tey waaye xam nga ne jigéenu Nder ak seen njàmbaarte jigéenu Nder ak seen jom jigéenu Nder ak seen jikko bañkat tax nañu ba dëkk bi nga xamante ni moom moo di Nder dugg ci patrimoine bu Sénégal naka noonu bu Afrique li nga xamante ni itamit moom moo di histoire Nder daanaka saa 8 mars jotee ñu fàttaliku ko parce que ñun jàng nañ ko ci ay école tey on en parle et on espère que dinañ ci am ay bind ak ay bâtisses yu mën a tax ak lu mën a amit histoire bi dina fi rester mais en tout cas li ci am solo mooy bind ak musée dafa am solo Coro parce si que dafa am parfois soo demee voyage yi di nga dem ci ay musée yoo xam ne histoire bi mu lay raconté sa maam sax juddoogul ba muy am c'était dans les années 1800 wala 1700 mais da ngay gis matériel bi ñu teg ko bindal la boo liiree nga comprendre ñi seen histoire naka la demee woon lan moo waraloon lii am donc ça te permet de voyager à travers le temps et puis ñun daf ñuy permettre ñu gën a xam suñu bopp xam valeurs yi nga xamante ne jigéen yi fi nekkoon amoon nañu. non seulement ñu gën a xam suñu bopp bi ce qui est très important parce que pour man li Mamadou Ndiaye di wax chaque jour naan enracinement ak ouverture oui ouverture baax na mais day fekk nga xam d'abord fi nga jógee xam yow yaay kan xam li nga doon et pour ça mënuñu génn li nga xamante ne moom moo di histoire ça c'est de un la deuxième chose mooy li nga xamante ni moom mooy wàllu tourisme tey fii ci Sénégal am na foo xam ne bu ñu bëggee mu yegg fa foog forcément qu'on sort de l'ordinaire et pour ñu génn ci ordinaire boobu foog ñu retracer waat histoire yu mel ni Nder ak ay bërëb ak ay matériel yu nga xamante ni moom mooy tax tey ku fa ñëw nga xam ne fii tey histoire la am na bërëb yoo xamante ne du dee xam nga tey Gorée fii ak 1000 ans ci kanam mën na di exister parce que heure boo fa demee di nga am benn matière boo fa mën jëlee heure boo fa demee mën nga jàng loo xamante ni bi nga fa demee daaw jàngoo ko fa woon donc yu mel noonu pour ñu gën a mën a jaay destination Sénégal dafay baax li nga xamante ne moom la ñu am ñun ci taarix ñun tey on est malheureux de le dire mais tey li nga xamante ni moom la Mamadou Ndiaye mën a wax ci Yasmina Khadara wala lim la mën a wax ci yeneen dëkk yu nga xamante ni tey ak seen ay histoire mënu la ko wax peut-être ci histoire du Sénégal naam mu ngi ciy gëstu mais daal la jël di ko lire loo wax mu ne la Yasmina Khadra teg na livre waaw naam du c'est pas de sa faute en fait ñun ñëpp on est complice sans s'en rendre compte li nga xamante ne moom moo ñu sori moom la ñu gën a mën a dem recherche ji moom la ñu gën a mën a wuti parce que ñooñu également liggéey nañu ci fexe ba jaay ñu ñoom li nga xam ne moom lañ bëgg ñu xam ñu xëj na tey bëri na ci suñu doom yi liñ la mën a wax tey ci Baudelaire mënuñu la ko wax peut-être ci Lat Dior et c'est malheureux li nga xamante ni moom lañ la mën a xale yi tey même bande de dessin animé yi moom la ñu gën a mën a expliquer tey ñoom ñëpp dañuy répéter am na benn Mickey boo xam ne day yàq rek nu mu tuddati amul Miska amul benn parent boo xamante ne bëgg nga sa doom seetaan ko waaw man dama ko tere sama kër malheureusement suñu doom yi moom la ñuy kenn du fa seetaan Macha et Miska xale bi day xëy def ay bêtises suba ba guddi jot xale bi ay lu lay àndal ay kii nu mu tudd ay ours ak ñeneen ñeme leen Miska man kenn du ko seetaan et malheureusement c'est ce que nos enfants répètent parce que loolu la ñuy gis à longueur de journée ñun tey xëj na bande yu mel ni Nder ak yeneen bu ñu ko essayé woon def ci ay bande de dessin animé suñu ay doom tey dinañ leen mën a inculquer dès le bas âge li nga xamante ne moom moo di seen histoire malheureusement donc on est moment bi mu nekk moment bu délicat moment bi nga xamante ni réew yi ku ci nekk yaa ngi jéem a xool nooy mën a influencer yeneen dëkk yi nga xamante ni mën nañu jàppale seen culture wala dañuy lu ñëw yóbbu leen quoi loolu laa ko mën a expliquer ci moment yi nga xamante ni yaa ngi gis bu fekkee
États-Unis ak yooyu ñi ngi defar ay Netflix ak yooyu di dugal ay yu nga xamante ni parfois bokkul ak suñu culture te loolu dafa jot ci ñu war a ñu gën a mën a jàppale point yu gën a mën a jàppale cinéaste la ñu wala ay ñi nga xamante ni ñooy liggéey ci mbirum ay bande dessinée pour xale yi nouvelle génération bi ñu mën ci gën a bàyyi xel ndaxte yooyu yu ñu mën a référé wu ci suñu histoire te suñu histoire dafa am solo sànq yaa ngi may wax juma toñ ci c'est vrai parce que ñun jàngaluñu suñu cursus jàngaluñu ba dinañu expliquer yow yaay dem gëstu dem tuuti sopp xam xool yi nga xamante ni mais suñuy bi ñuy jàngal ne ñun ay histoire ay la Joor dañu koy duñ la wax vrai li ci xew donc nag bien vrai que donc am je n'ai rien contre système éducatif mais diñ ko gën a mën a yokk di ñu gën a bàyyil xel ñi nga xamante ni suñuy ay figure emblématique lañu dafa am lu ñu représenté ci suñu histoire réew te ñooñu nañ leen bàyyi gën a bàyyi xel pour génération yi ñëw ñu gën leen di bàyyi xel di wane ni Sénégal démb dafa amoon ñi nga xam ne dañ fi samp seen côté yu positif yi loolu dafa am solo pour permettre xale yi di ci gën di inspiré loolu moo ci am solo parce que à ce rythme soo moyuwul ni ma ko waxee woon sànq génération future yi malheureusement ñun as tuut bi ñu am ci li nga xamante ne moom moo di ndeer ñoom du leen ci fekk donc on espère que ñëpp ñi ci mën a liggéey dinañ ko gën a ñoŋal ba lépp lu ñu fi bàyyi ci wàllu taarix ñu mën ko dem xooli tey tu as même envie peut-être dem def ay reportage ci yenn bërëb yi mais à la limite boo demee doo fa fekk dara wala boo demee doo fa fekk ku la mën a wax réellement ce qui s'est passé parce que histoire dañ koy bind. Le fait de ne pas écrire ñun suñu histoire c'est vrai que tradition orale la ñu am ku nekk sa maam daf lay raconter maamam moo ko raconté woon te booy raconté dina am yoo fàtte dina am yoo changé su fekkonte ne tey ñun ñi ngi bind suñu histoire li yëpp du am mais ndeer nag sama xel mi ngi siy dal parce que am na ay recueil yu bëri yoo xamante ne bind nañ ko si naam histoire bi dafay ute parfois mais c'est vrai que war nañ ci bind loo xamante ne dañ koy teg ak teg benn musée boo xam dafay permettre ñëpp xam li fa xewoon Bijou Ndiaye ñoom nag bàyyiwuñu seen bopp man gis naa ko ci wàllu waala yi ñu fonk seen cosaan la par rapport ak yenn ethnie yi ñoom ni ñu fonkee seen bopp ni la ñu fonkee seen histoire ba fexe nañu daal ñoom ba dara réeru ci tey boo seetee ci jigéen ju mel ne Fatou Sow Sarr wala nga seet jigéen ju mel ne Aïda Ndiong su la koy waxal da ngay tudd yàlla da nga naan lan moo xew ndëgg ni dimanche maa ngi ci waxtaan ak Lorenzo bi nga xam ne moom tubaab la de ma nga nekk ci Italie Lorenzo fexe ba xam suñu lépp kañ nga gisoon Lorenzo barke yonent bi on a fait une grande émission 1h30 wallahi lazim mais da lay duggal ci yoo xam ne ci siin ci saalum lépp la lay tegal ba bi nga xamee ne émission bi jeex na moom PCA def ne nañ ko yónnee clé bi parce que ci ki mu ko dégg moom moo tax mais moo tax nun war nañu les paroles s'envolent mais les écritures restent dañu war di bind parce que te tamit mag ñi tooguñu fi duñu gunge rek gunge boo gis am na fu muy yem te ñoom la ñu xam buñ ko yóbbaalee ñi ci ginnaaw dañuy tatoone rek kon bind dafa am solo kon xeet bu nekk war nga bind ne sama maam def na nangam te mu tegu nag ci dëgg waaw mais ndeer moom ñi nga xam ne nii naari tàbbi na ci ñoom fekk fa jigéeni kese góor ña dem ñoom ñu volontaire du ñu nekk jàmm mukk wala yi def nañu loolu am ba àddina yëpp maase nañ ne nga xam ne que maami fas dëgg Xadijatu Saw mi ci la bokk ndax maam Mbóot la sant mi bokk ak Faat Ñaan bokk ci waa kër Limaamu Laay dafa am ñoo xam ne dañoo fonk seen bopp waalo yi nag moom dëgg ñoom dañ ci bokk Coro important li nga indi ci jigéenu ndeer yi mais am na beneen jigéen ba nga xamante ne tey moo waral màggal ga ñuy célébrer fële ca Porokhane ñu bëggoon tamit nga ñëw waxtaanee ko tuuti muy Soxna Jaara Buso Soxna Jaara Buso ni nga ko waxee Bijou 33 ans rek la dund daanaka yàggul waaye dund bu am solo la xam naa ni bu ñu naan ni ma koy waxee tout le temps que gudd fan du nombre d'années bi ngay dund mais lu am solo li ngay def ci diir bi ngay dund moom mooy parfaite illustration bi moom soxna Maam Jaara Buso wala soxna Mariama c'est comme vous voulez moom mooy benn jigéen bi nga xamante ne moom moo am màggal moom mooy jigéen bi nga xamante ne moom la Maam Mor Anta Sali téeloo woon sàkket bi mu téye ko ba taw fekk ko fa mu fanaan fa ci fàtte borom këram waaye tey yaakaar naa ni lépp li nga xamante ni moom la dajoon ci
kër borom këram boobu di Mame Mor Anta Sali réccu ko ndax gis nga doom bi nga xamante ni nit ku baax ki nga xamante ni moom la ko suñu borom fayee li may faral di wax naan xëj na ñun Sénégal wax ji mooy bëri rek mais soxlawuñu dem jëli ji ay exemple bitim réew parce que am nañu ko tey bu ñu waxee tey Mame Diarra Bousso moom mën na ëmbaale maam soxna Fawade Wele mën na ëmbaale soxna Astou Dianka mën na ëmbaale yeneen jigéen yu bëri yu baax yoo xamante ne ñu ngi fii tey nga xamante ne moom moo di ci àdduna moom mi nga xamante ni moom moo di soxna Mame Diarra Bousso ni ma ko waxee woon rek ci njëlbeen moom bokk na ci wala moom mooy non seulement benn jigéen bi nga xamante ne moom moo am màggal ñu fàttali un peu xëj na jaar-jaaram moom mi ngi gane si àddina ci atum 1833 fi nga xam ne moom moo di ca Fuuta Poroxaan gi nga xamante ni tey moom la ñuy màggal moom fa la làqoo ci atum 1866 moom mooy wayjuru ni ko ñëpp xamee Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul moom soxna Mame Diarra Bousso nag doon jigéen bu nga xamante ni jigéen bu baax la woon moom yaakaar naa ne jaratul sax di wax mais jigéen bu nga xamante ni ay génération future yëpp di ñëw mën nañu jàngee ci moom lu bëree bëri moom soxna Mame Diarra itamit moom moo di jigéen bi nga xamante ni tey dañuy wax ni boo demee ci màggalu Poroxaan boobu amul benn aajo boo fay fas yóbbu ko te du faju parce que xam ngeen ni jigéen moom naturellement muy yàlla muy diine yi ñu révélé yépp dañu leen beral loxo donc gis nañu ki nga xamante ne moom moo di Serigne Touba di doomam même ci ay bindam ci xasaayit yi mu bind am na benn xasaayit bu nga xamante ne moom la jagleel jigéen muy fusti nag mu ci rendre hommage soxna Mariama donc pour dire gëdd ak taxawaay bi nga xamante ne moom la jigéen am ñun tey bu ñu gisee ku mel ni soxna Mame Diarra muy benn jigéen bi nga xamante ni moom moo am màggal dañuy wax ni ñun jigéen ñi sas la à la limite ñu war a ku ci nekk ci ñun xoolaat sa toogaay xoolaat sa taxawaay mais ñu contextualiser ko ak fi jamono toll xool jigéen ñi tey représentativité bi ñu am ñu ngi ci génération boo xamante ne comme ni ko thème 8 mars bi waxee tey on parle de génération égalité oui mais naka la ñu koy defee naka lañ ciy jëmee ak yeneen yeddaat suñu bopp xoolaat taxawaay yi gën a dëgëral fulla bi ak fayda bi parce que li ci am solo mooy ñu xam ni on n'a pas droit à l'erreur parce que boobu ak léegi suñu borom jógul ci duñu baaxee ay jigéen ñu nga xamante ni ay jàmbaar lañu fii ci Sénégal ay jigéen ñu baax mais ay jigéen ñu nga xamante ni saa su nekk ni ma ko waxee ñoom rek mat nañu royukaay donc tey ñi ngi sargal ñëpp ñiy dem ci màggalu Poroxaan bi di ñaan suñu borom yóbbu ñëpp ci jàmm indi ñëpp ci jàmm c'est important waaye itamit lépp lu fa waay ñaan ñu nangu ko. amiin Thioro jërëjëf ci li nga fi indi tey ci ay jigéen ñu nekk ay jigéenu patrimoine yoo xamante ne jar nañu roy ci lépp li ñuy def te yaakaar naa ni jigéen yi nga xamante ne ñooy waajal don fële ca daara yu Parcelles ak tamit yóbbu ay don fële ca Camp Pénal ñi ngi ciy roy bu baax ki leen représenté tey di madame Khady Diop Sow nekk responsable politique APR bu Parcelles Assainies présidente du réseau des femmes And Liggéey ñuy kontaan di la dalal ci plateau bi. bisu maa ngi lay fay di kontaan aussi ci invitation bi di sargal jigéen ñëpp ci mois de mars bi parce que jigéen benn bés rek doyu si moom muy 8 mars di profiter ci occasion bi aussi di nuyu Thioro Mbar Ndiaye sama njaayeen bi ak Mamadou Ndiaye ak sama xarit sama Ndiaye sama càmmeñ Mamadou Mbaye Garmi waaw di nuyu waa Parcelles Assainies yëpp nag bépp responsable bu fa nekk rek maa ngi lay nuyu di nuyu suñu coordinateur le ministre des affaires étrangères monsieur Amadou Ba di nuyu bépp jigéen boo xamante ne yaa ngi bokk ci réseau des femmes And Liggéey di nuyu le ministre d'État Mbaye Ndiaye donc bu ma ko nuyoo nag nuyoo naa Sénégal nuyoo naa Parcelles Assainies nuyoo naa le monde entier donc di nuyu waa kër gi réalisateur yi tamit ma di leen nuyu ak borom kër gi Youssou Ndour fay nañ la nuyoo bi mais lan moo waral ngeen bëgg a def 8 mars bi d'habitude jigéen ñi dañu daan sargal bu ñuy gis feet dañuy feete jëmale ci jigéen ñi mais yéen boole ngeen ci daara boole ci aussi jigéen ñi nekk ci Camp Pénal. waaw bisu merci xam nga loolu boo ma si woowee dinaa la si leeralal loo xam ne dañu nekk une association des femmes du réseau And Liggéey ñoo xam ne dañuy évoluer sur les œuvres sociales maanaam di jàppalante sur la solidarité dimbalante ci suñu biir li ko dale ci suñu doom yi ba xale yu ndaw yi ci suuf ren moo nekk suñu 9e édition mais boo ko xoolee chaque fois bu ñu ñëwee 8 mars rek
suñu xalaat ak suñu activité yëpp ñu ngi koy focaliser si tey dem si daara yi dem si tout tànk yi dem si jigéen ñi parce que bu ñu nee mois de mars sa xel dafay dem si jigéen donc mu nekk acte yoo xamante ne ñu gis ko mu positif trop ndax chaque fois dañ si def ay consultation gratuite pour xale yi ndax lu mel ni taalibe yi des fois loolu da leen di te gis nañ nekk bi nga xam ne dañ ko doon nekk ak ñoom dañuy wane ne carrément ñoom dañu bëgg nekk ak seen yaay dañu bëgg a nekk ak seen i waajur da nga si gis xale boo xam ne day jóg 2 fois wala 3 fois di la nuyu ça veut dire que mu ngi sentir tey si boppam dañuy soxla affection ñoo sama doom yi may fekk ci pouponnière yi ñoo yam soo demee boo nekkee ak ñoom doo bëgg sax séparé wu ak ñoom ndaxte da ngay gis ne xale yi dañuy soxla affection dañuy ñëw ci yow di la tafu di la jege surtout boo ñëwee am la nga xamante ne da nga leen ko indaaleel dañ lay bëgg te du ñu bëgg daal nga dem seen xol dafay sedd trop yow booy tàggoo sax boo moytul sa xol dina tooy dëgg la ndax am na année boo xam ne def nañ ko pouponnière bu Parcelles Assainies ñun ñoo fa njëkk yóbbu don bu consistante sax boo xam ne def nañ ko si lu war a mat ñetti nekk ay couche ay du lait ak tout des choses yoo xamante ne bébé yi dañ koy am soxla parce que biñ ko daataan def dañ leen defal ay série de désinfection xam nga ñun dañuy évoluer aussi sur le nettoiement des lieux de culte parce que tous les 79 mosquées yi nga xam ne dañu nekk Parcelles Assainies chaque année dañuy def ay série de désinfection ñun ak waa réseau andi liggéey dem si jàkk yi dem si morgue yi raxas morgue yi ba mu set ba léegi jigéen ñi sax dañoo ñemee morgue waa réseau andi liggéey tiitatuñu pour ay morgue dem fëgg moquette yi si jàkk yi dépoussière ko nettoyer ko donc ñu ne doyul parce que comme suñu journée 8 mars nit ñu bari dañ daan préférer di tëgg di sabar wala nekk si leneen ñu ne nañ si jaamu yàlla googu nag si lañ nekk ba tey ñu fës ki newaat def 8 mars boo xam ne dañuy jënd ay don yóbbu ko daara mais don yi ñuy jënd boo ko xoolee ñun la ñuy jëndal daara mooy la daara yi soxla parce que dañ naan suñu doom yi dañuy lekk ay sucette di lekk ay biscuit crème di lekk leneen xale yi peut-être bëgg nañ loolu mais mënuñu ko am mais bu ñu leen yóbbulee ay denrées de première nécessité dañ leen di yóbbu ay désinfectant yóbbu leen ay savon liquide yóbbu leen ay savon yóbbu leen ay plastique yóbbu leen pâte dentifrice ak tout ce qui suit ak drap ay sous-vêtements indi leen ay bassin satala donc désinfecté leen déjà foofu ñu nekk ba pare pompe ko te ñëpp xam nañ ne fu regroupement am rek day am ay microbe surtout day am ay bactéries ñu fëskee ne xeex ak feebar yooyu xam ne day jàpp xale yi muy feebaru nosocomiale yi nga xam ne day def xale yi donc ñu jógoon di lutter loolu parce que nee naa leen bi ñuy wax son excellence le président de la république Macky Sall bi muy lancé clean day bi fekk na ñun commencé nañu évoluer si nettoiement des mosquées ak les lieux de culte waaye ba si église yi da ngeen di dem aussi fële ca camp pénal fekk fa jigéen yi nga xamante ne caabi da leen fete ginnaaw yóbbul leen ay don aussi waaw ndax xam nga jigéen yàllaa ko suturaal jigéen yàlla moo ko bëgg ndax boo xalaatee yow boo nekk si biti mu am ay yeneen jigéen yoo xam ne dañu nekk si biir war nañoo taxaw benn moment boo xam ne war nañ leen a wax ne fi ngeen nekk xañ na peut-être nattu la moo leen fa teg ñu ngi ñaan yàlla na leen fa yàlla jële ba ñu mën a delluwaat seen njaboot ba bokkaat si société bi ñu ne ñun rek dañuy njëm partage ak ñoom ak ces moments yu difficile yooyu xam ne dañ leen di jege waxtaan ak ñoom apporter leen un appui ci li nga xamante ne mooy lu mel ni seeni soxla la lu mel ni denrée alimentaire lu mel ni ay habits lu mel ni yeneen daal ainsi de suite loo xam ne jigéen da koy soxla même ba si cosmétique ay parfum ainsi de suite ñu mën leen ko yóbbul jàppale leen ko si journée 8 mars bi li ñuy def am na solo tonton Bijou Ndiaye mënu ma woon dagg Adja Khady Diop Sow parce que xam naa ni li muy wax dëgg la ci moom léeg-léeg association ñëw wax ba àggal Amadou Mbaye Gane du ci àddu waaye kii li muy wax dañu ko dund ak moom soo tàbbee ci Parcelles Assainies ga nga xam ne ni fa la dëkk soo defee micro trottoir dama ne di foog ñu génnele benn jigéenu jàmbaar bu tudd Khady Diop Sow soo ko fekkee ci daara yi loxoom jógu ci maa ngi nii maa ngi moom ñoo jàkkaarloo soo ko fekkee ci jigéen ñi fexe na tubaarkàll ba jigéen ñëpp
ñi ngi takk seen digg di liggéey suñu wootee ci jigéen ñi gën a jàmbaare macha allah ci Parcelles Assainies bul sori Khady Diop Sow mii ma jàkkaar loolu moom la parce que nit balaa ngaa bëgg nit ñi da ngay fekk fonk sa bopp bëgg sa bopp am personnalité ci li ngay def ñi ko yàlla booleel lu ñu ko jox da koo delloo jigéen ñi te loolu dafa am solo kon tey kooku bu wootee 8 mars man de dëgg rek ànd naa ci à 100% que ne boppam taxul koo xam ne kii day jël ci alalam di jox doomu aadama yi su wootee 8 mars képp koo xam ne kii war nga ci jàpp ba ci président de la république su ci jàppee xam ne daal dimbali na population bi nga xam ne nii mooy Parcelles Assainies lii nag tubarkaal lu noble la dem ca daara ya nettoiement ba rek ak fi set toll loolu rek jar na mu déplacé wu parce que xam naa ci ñu bari xam naa ci aasi ñoo ajo noo màkk te jógul ci biir màkk itam waaw ak yeneen mën naa ko lim réseau bi ci jigéenu jàmbaar yi ci la bokk dama am ñaari gor yoo xam ne yile ci jigéen ci réew mi dama leen bàyyi xel muy Khady Diop Sow ak ku ñaan Aku Njaay def te yàlla tax dëgg-dëgg dimbal njaboot ñaari jigéen lañu ci réew mi bay seen waar rek ci la ñu nekk ak dimbali doomu aadama man daal bégg naa ci lii daal wax dëgg yàlla góor sax mbay du musóoru sol grand bu dëj waaye bés boobu dana sol sunu grand bu ñëw fekkee yëf maam Sali bi ku ci bëgg a jàpp nan lay jàpp si waaw ku si bëgg a jàpp mën nga ñu oo si suñuy numéro wala ñu invité la ñu ngi koy def unité 26 en face école Soxna Astou Kane ndax dañu bëgg lépp lu ñuy def rek mu am visibilité ak transparence parce que boo ne damay def dara te nit ñi teguñu seen bët loolu dafay nekk leneen waaye ñu ngi unité 26 en face Astou Kane suñu numéro téléphone nekk 77 635 25 80. jërëjëf en tout cas ñun kuy def action yu mel nii dañ lay bëgg a recevoir waxtaanee ko parce que dafa am solo trop ci dund nit ci job bi waa job bi daal la ñu jaaxal waaye grave nañ ko jox brochette yi déedéet dama leen koy baal nañ ko jox brochette yi su fi defar su ko defee mu ndekki ci comme moom job la non xam nga tey plateau bi ay njaayeen nag laa fekk mu fi benn njóobeen lu dul Mamadou Mbaye Garmi mii mu fi nekk te xam naa ne moom bu ngeen ko sotee da ngeen koy lekk bàyyi ko duñu may dara waaw en tout cas c'était un plaisir de recevoir le fii ci plateau bi xam naa léegi ñu jeexal émission bi waaye balaa ñuy jàll ci anniversaire yi dafa am benn souvenir ba nga xamante ne jot nañ ko fi souvenir de Jean-Louis Dacosta le 5 mars 2020 20 ans déjà nous quittait notre cher époux, père, grand-père, beau-frère, beau-père et ami. Le temps n'effacera jamais le souvenir de l'homme joyeux que tu étais. Tu vivras toujours en nous. Une messe sera dite à son intention, excusez-moi, le jeudi 5 mars 2020 à 18h30 à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Union de prière pour le repos éternel de ton âme. Donc Jean-Louis Dacosta mi gaañu woon le 5 mars 2020 def na 20 ans njabootam ñoo koy fàttaleeku tey di ko defaral messe tey ji 18h30 bu jotee paroisse Saint-Pierre des Baobabs ñi nga xamante ne bëgg nañ ko fekkee ñëpp ngir ñaanal ko mën nañu fa dem donc loolu moo nekkoon souvenir bi ñu am tey. am na yeneen anniversaire yoo xamante ne am nañ ko fii biñ ci jiite nag suñu bosu collègue la di Magui Magui borom diine ji aywa tonton Garmi bàyyil Magui. du ma la bàyyi lantinoor du ci yëggu non sérieux parce que nun religieux bi dañ ci fort waaw am ci ay cër ñu boole nu ak moom waaye yàqalun dara ndax nun ku nu yàqal ñu yàqal xam nga boo nu yàqalee dana lay yàqal waaye moom yàqalunu dara attends day jékki-jékki rek mbay téléphone bi sonné yàlla guddal fan décembre te mu yàgg fi lool dëgg la tonton Garmi te religieux bi nga wax yàqal nu yàqal na dëgg la ñu dégg nañ message mayewu leen dara bàyyiwu leen kenn ku leen yàqal ngeen yàqal ko wóor na ma ni yaa may yàqal voilà ku la ko boobu nga boobu ko nii rek li may yàqal léegi tonton Garmi yow donc Magui sa collègue yëpp ñu ngi lay souhaiter joyeux anniversaire xam naa ni Diop ak waa bureau ba yëpp ñoo lay souhaiter un happy birthday rax ci dolli ñu say collègue ñoom Khadija ñoom Coro ñoom Mass ñëpp daal ñu ngi ko souhaiter un happy birthday adorable man tamit yëpp naa ko lool sama waay la te miin naa ko tamit nag wax dëgg bureau yàlla bi fa laay ñëw di fa jàbbante chaque instant bu nekkee ci biir couloir ma jëli ji ko ne ko Magui gars yi dañ ne soxla en tout cas di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan joyeux anniversaire à Magui ñu napp rek ci anniversaire bi ñàngal bi ak napp bi la Magui di non
c'est que mag yi boo ko miinul sax da nga koy ragal mais boo ko xamee xam ne nit ku baax la nit ku am xol bu rafet mais début yi moom parfois doo comprendre da nga naan mooy kii moom mais jikko kii bi la jikko lebbu bi la donc happy birthday à toi Magui ñun ñëpp ñu ngi lay souhaiter une longue vie beaucoup d'amour loo bëgg sa àdduna rek yàlla defaral la ko yàlla na nga dund ba fekkee sa njariñu njaboot yëpp de la part de tout le personnel de la télévision Futur Média ñoo lay souhaiter un happy birthday. Il y a beneen anniversaire, joyeux anniversaire à la fille chérie. Bénédiction sur bénédiction, je te souhaite la totale. Elle s'appelle Rosita. Pape Cheikh moo ko fi yónnee soxna May tey la anniversaire moom tamit rakk la ci Mami Wareef ñu lay souhaiter happy birthday longue vie à toi yow it sama ku mën a nappaate la ñun ñi ñëpp yàgg nañoo ko ci couloir yi mais ñu ngi lay souhaiter un happy birthday longue vie à toi soxna May dundal et profite de ton anniversaire. am na yeneen anniversaire yoo xamante ne jot naa ko fi. ñëpp jot na. yow maa aussi de jàmm anniversaire maa ko jël. Fast track. Happy birthday à Birane suñu tailleur bi on te souhaite tout le bonheur du monde et une longue vie de la part de Maguette Thiam Ndeye Astou et toute la famille ana Birane. lu ñu laa gis de. génn na ba dem. D'accord. Happy birthday à Mben femme du groupe Promo Consulting à Mben kii moom sama xarit la ca groupe Promo Consulting bu Mbagnick Diop la de la part de toute la famille de tous ses collègues dundal wéral Mben compliqué waa Promo Consulting ñoo ko wax du man. Happy birthday à Adja Amin Ndaw la maman Africa la plus gentille dundal wéral ba fekkee lépp de la part de tes enfants Khady Koumba Konya et Bigué. Joyeux anniversaire à Daba Ndiaye, que du bonheur. Happy birthday à bébé Fama Sey, grandi en âge et en sagesse princesse. Happy birthday à Sarah Kaba depuis Paris de la part de ta tata chérie Elisabeth Ba. Joyeux anniversaire à Mami chérie Mansour Gueye depuis Pikine, longue vie, santé, réussite, beaucoup de bonheur. Happy birthday à Maïssa Faye, adjoint maire de la part de sa femme Aram Leila Ndiaye qui te souhaite tout le bonheur du monde. Happy birthday à Adja Mami Seck Thiam de la part de toute la famille depuis Wakam. Joyeux anniversaire à Mohamed Fadel Aïdara, que du bonheur dans tes projets. Happy birthday à Tata Ndeye Seck, longue vie à toi de la part de Djamil Sy et toute sa famille. Joyeux anniversaire à Mangone de la part de Papa Doudou Bass, Maman Rabi et toute la famille. Joyeux anniversaire à Safi Ali de la part de Khadija Ngom. Happy birthday à Mami Seck, chérie Mourcham, Dundal. Joyeux anniversaire à Ndeye Fama Ngom. Je te souhaite tout le bonheur du monde et une longue vie. Happy birthday à Madame Diagne, la plus gentille, Dundal, Wérel, Yokal, que du bonheur. Joyeux anniversaire Kia, la plume blanche, de la part de son papa Cheikh Faye et de sa maman Khoudia Diallo et toute la famille. Happy birthday à Sega Fall. Je te souhaite tout le bonheur du monde de la part de son frère Iso Fall. Joyeux anniversaire à Tafaso, que du bonheur dans tes projets. Happy birthday à Fatim Daba Lamine Niass de la part de toute sa famille. Joyeux anniversaire à ma zine d'amour Fatou Kunta. On te souhaite une longue vie, santé de fer, beaucoup de bonheur de la part de toute la famille Kunta et Konaré. Happy birthday à la plus gentille des sœurs, Mami Sall, Goudoufan Agouer de la part de tes enfants Ndabou Mbaye, Rokhaya Sall. Happy birthday à Adélaïde Montero, je te souhaite le meilleur, sois comblé de bénédictions de la part de Jean-Paul Mendy. Happy birthday à mes adorables jumelles, Khady Waré Laye Diop, Rokhaya Laye Diop, de la part de Aïda Sakho et de toute la famille. Joyeux anniversaire à mon mari, mon amour, mon confident, sama lépp. Je te souhaite tout le bonheur du monde à mes côtés et une très longue vie. kii tonton As Ndiaye la goro tonton Garmi la parce que jëkkëru maam Khoudia la doomu Fatou Guewel tonton As donc maam Khoudia Thioune salal bale jàmm la maa woo salal la te yéen da nga am problème ak maam Khoudia xanaa bu rëy Fatou Guewel may dégg xam na ko xam naa ko xam na kon nag maam Khoudia fexeel jiboo ak tonton Garmi voilà moom sama yaayu bopp la jëkkëram itamit sama nijaayu bopp la tonton As donc maam Khoudia yónnee na fii ñoom bëdi yónnee nañ fii ñoom ajaratu Fatou Guewel
sa doom yi ñëpp yónnee nañ fi di la souhaiter un joyeux anniversaire sa xarit yëpp maam Khoudia nag li mu wax yëpp tonton As mënuñu ko wax ci fii ci télé bi mais c'est juste que nee na nopp na la lool bëgg na la te ci beneen vie yow lay tànnaat donc joyeux anniversaire tonton As borom Espagne. waaw xam naa daal. xulóowulee. non man xulóo bi laay wax de wax def daal daf ci baax. ok lu mu wax def ko nag de cu xam naa bu ñu paree woo ko kon mu def. xanaa ci yow waaye jëkkër ji daal moom jëkkër ju baax. dinañ leen jubboole tonton Garmi. jëkkër ju baax la teel nañu ko téye bu rafet ba tubaarkàlla ba pare jàppale ko nag ci liggéeyam. te lu rek moo am solo. waaw góor noonu la war a def sax góor noonu la war a mel happy birthday à Maam Xaar dundal wéral. kii nag sama jarbaat. sa jarbaat la bi sama jarbaat koy denc Maam Xaar mu baax ni yaru lool maa ko jëli Ndar ñu takk ko mu sëy si waaye macha allah yiw na yaru na te dina togg lu neex ndax ñun togg gu neex rek lañu bëgg ak wax ju neex yëpp a ngi ci Maam Xaar na biir Machallah. Happy birthday à Aïssatou Doucouré de la part de sa tante Amindour, grandie en âge et en sagesse. Et enfin, happy birthday à El Hadj Lay Makhtar depuis Yoff de la part de ses femmes et de tous ses enfants. Happy birthday à toi. la apulaay ko fi indi moom lañu commencé dafa neex ci xol. laay la yow la. point. ces femmes on ne dafa neex cherche ci pas xol. plus loin. nee nangul. yow voilà anniversaire yi fii lay jeexee di remercier bu baax encore madame Khady Diop Sow si sa teewaay ci plateau bi di la wax à très bientôt. bi di leen invité yéen ñëpp ngeen teew si bés bi di invité képp koo nga xamante ne rek jigéen nga te xam ne ne suñu bés la ñu ngi la si invité waaw di santaat rek waa kër gi comme ni ma ko waxee woon rek di gërëm suñu coordinateur le ministre des affaires étrangères monsieur Amadou Ba jërëjëf di fàttali ñëpp ne Ndeye Diouf ma ngay waajal anniversaire am 10 avril donc fële ca Sorano bu ko kenn fàtte xew mu neex la nar a doon comme ni mu koy defee tout le temps ngoyaan en force la nar a doon donc waajal leen ko Coro. Merci Bijou, on se donne rendez-vous la semaine prochaine Inch'Allah. Donc remercier ñëpp Yacine, merci ma belle, merci pour tout. Voilà, merci beaucoup. Je fais un gros bisou à ma team. Nafi Dieye, je t'embrasse. Yakhara Diagne, je t'embrasse très fort. Ndega Moufal, ma jumelle, je vous embrasse et je vous aime très fort. Nous aussi on t'aime. ngay nag bis nuyu ma la nag ñaxara nga tudd. maa la nuyu wala Nafi. maa la nuyu man la Nafi. yow la Nafi moom. ah lundi wala suba. lan. mardi. jeudi. mardi moo kii lu ko dal. bu ñu wàccee lañ koy liggéey. yow à mardi bu ñu fontoo jërëjëf kii. jërëjëf waaw ba lundi incha allah. waaw jeex na. jeex na ku la solal. sama bopp. nit ñi dañ lay solo doon publicité yow nit nga kii dafa ñàkkee sa sax. sama bopp xanaa di wax ne rek maa ngi ndokkeel nag bu baax Ndeye Diouf mu baax mi. moom itam ci jigéenu jàmbaar yi ci la bokk. ci 8 mars la ñu nekk. mu nekk tamit koo xam ne kii ku fonk li muy def la. ba pare am valeur nangu liggéey bu baax a baax di jàppale tamit doomu aadama yi. boo ko seetaanee ci wareef da ngay xam ne kii am na jaar boobu mu jaar. tax na ko muy permettre na ko muy dimbali doomu aadama yi. di ndokkeel nag Khady Diop dëgg Khady Sow Diop mi Khady Diop Sow mi toog ndax moom maam li maamu Kumba Ndooy mooy maamam waaye dafa am maam ju baax joo xam ne dañ ko bokk muy Awa Ñaan ak sama maam suñu tàggali ko seen biir kër sama maam tëdd nañ ko fa doom muy Atou Gueye kon maa ngi koy wax ne daal bésam boobu yàlla na ci dugg ak jàmm te génn ci ak jàmm ñun daal bég nañu ci ngoon nag nanu tàbbi ci Nabir ak El Hadj Amadou Mbaye Garmi ak samay invité insha allahu taala incha allah foofu rek laa génn Mbaye ngoon lay doon ak tonton Garmi Ndeye Diouf li nga wax dama siy dolli rek tonton Garmi keroog dafa ma fekk may def vidéo di remercier ñi ma jox don mu jug yëkkati somme bu takku ne ma am maa ko participer ci xale yi ba pare ne ma chaque année dee ma woo booy dem sa woo ma ñu àndaale donc dafa nekk geste boo xam ne dafa ma touché bu baax a baax. dafa am guddi goo xam ne gii fii laa woo waa kër Ablaye Ñang Ndey Faatu Ñang keroog bi muy jógee këram ay rongo ñoom la àndal ndeysaan indi ay mbasin indi ay yëre yu am valeur ànd ak jooyam wane ni moom kii dafa bëgg Xaadimu Rasuul ma ne ko yow sa bés gëm naa ko man nag mbay du ma ne gis naa loxo yàlla te gisuma ko dëgg la de bu may gis rek laay wax boobu de gis naa ko mbay yaa am ful la jërëjëf tonton Garmi ba jeudi incha allah ngoon ak yow ci Nabir ce soir Apulaay préparé wul Sophie doo génn ñu xool
tay baas bi. non bàyyil ma taxaw fii ci ginnaaw rek. koo yekkal tey. tey xanaa Fatima Aïdara rek la yekkal série daal di ak madame Ndiaye Ina Dem borom Marie Roxi Couture xanaa aussi di remercier rek Rama Diouf mi nga xam ne mi ngi nekk fële ca gàddaay moom ma defal tey baas bu rafet bi tax bisu bëgg ma génn ci biti mais du ma génn mu ngi 77 895 50 36 bisu di leen jox rendez-vous demain ci beneen recette non noonu baaxul noonu baaxul tonton Garmi xale yi baaxuñu. ginaar ak bëggëj yow laa ñooy def lu ne xam naa ni ñànkatang beeg ci suuf mu teg sax man ko xam naa ni ñànkatang beeg ci suuf mu teg sax ak tiir bi mi ngi fi de buñ ko vérifier gis ko merci beaucoup Sophie à demain ci beneen recette am nañ fi beneen tudd tamit Chérif Dia samedi lay tudd. waaw nga dëgg. fii bu ñu jugee ci Alfi après Chérif. mais tudd leen ko en huis clos rek ñun duñ ñëw. waaw voilà nous on a décidé de ne pas aller dans les tudd Lamine Samba Chérif Dia Alfi. li Pape Cheikh waxoon démb ci TFM ngi bëgg a nekk dëgg de. ah. li waxoon démb. yow da ngay tooñ sax waaye yàlla baax na di remercier bu baax ñi jàpp ci pouponnière yi donc démb am na sa benn xarit Mamadou Ndiaye bu ma yónnee yére yu bëri. Binet merci beaucoup vraiment c'est super gentil. mun ngeen def ni moom c'est pas juste xaalis kese la ñu soxla mais lépp lu xale di soxla rek bu ngeen ñu ko joxee dañuy jël ndax lépp lañ leen di yóbbuwaatal ñoom dañ koy utiliser tout au long de l'année donc muy couche meew ay médicaments ay yére. ah munul ñàkk de. nañu wax maman Aïssatou Bili Ba mu ñëw ci pouponnière yi. Amadou Ba ñëw yéen ngeen ñëw waaw kay. ndax moom xam nga moom dafa social. non balaa ngay dem dañ leen di woo. dañ si jàpp sax. sama grand donateur yi maa ngi ñëw woowaat leen heure mu wàccee yeewu leen woo leen lëjal naa leen sonnal naa leen xam naa ko waaye. day mel ni bor laa leen di fa yeegoo tonton Garmi waaye pour xale yi la rek loolu moo tax ngeen baal ma donc maa ngi joxe waat numéro yi nga xam ne mun ngeen si woote bu dee bëgg ngeen ñu jàppale 78 196 34 34 wala 76 198 68 10 petit bàyyi ma du ma joxe sa numéro di remercier bu baax Baye Modou pour yére bi nga xamante ne moom la ma ñëwal tey dineen dis yëpp tout à l'heure ci réseaux sociaux yi 77 218 00 19 mu boole ma ki ma coiffé tombeeg mu nekk sama tata di Mam Sey nekk fële ci complexe abi parcelle unité 1 tali bu bees numéro am di 77 567 53 14 bu ngeen bëggee perruque yu mel nii ak yeneen dem leen fa chez Mam Sey bi tey parcelle unité 1 mu defaral leen remercier bu baax équipe technique bi ñoom Iso Mas Ndiaye Petit Pata ñoom Kumba Adja digital ñoom Mao Cissé ci réalisation bi merci beaucoup à Babacar Bey toog bu Serigne Fallou ak aussi ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu jël si ñoom Raphaël Père Assane Ndong ak waa équipe am yëpp ñu ngi leen di remercier yaakaar naa ñëpp jàll nañ li may borom añ bi merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis rendez-vous lundi dans Yeewu Leen en attendant restez connectés télévision Futurs Médias am na yeneen i programme yoo xamante ne waajal na leen ko